gaaw gi toll woon ci juróom-ñetti fan ci weeru septembre association sénégalais yi nekk Mazzano ak li ko wër amaloon nañu seen journée culturelle ñu koy faral di taxawal nag at bu nekk ci diwaan googu. ren nag bés gi wekk nañu ko rek ci waxtaan gu mag te ponk gi lalu ci lépp li nga xam ne rek wërëngalu na ci immigration clandestine. woote yomb na waaye nag bu wuy si la neex na kon ñu ngi jiital ci nuyoo bi madame le consul général de Milan madame Soxna Rokhaya Ba Touré ñu ngi lay nuyu di la sargal di la jox sa wàccuwaay di rafetlu lool nag teew ñi nga xam ni teew na ko ci suñu biir sagal nga jotaay bi waaye sagal nga association di ci teg kenn koo xam ni suñu jëwriñ la ci yoon yi nga xam ni moom la ñu ne su ma nee jëwriñ nag jëwriñ la ci diine ji waaye jëwriñ la ci li nga xam ne moom la ñuy yëngu muy immigration muy honorable député monsieur Nango Seck di ko nuyu di ko jox wàccuwaayam di rafetlu lool teewaayam ci jataay bi sagal nga jataay bi waaye sagal nga association bi kon honorable ñu ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay di la dalal ci sa njaboot di nuyu suñu ay kilifa waaye suñu ay jëwriñ suñu ay ñoo xamante ni dañ leen di sagoo su ma waxee noonu nag xel dem na ci monsieur Ibrahima Niang de la GIL ak Moustapha Fall bu CISM ñaar ñooñu damay wax toujours ni référence lañ ci askanu Sénégal waaye mën naa sax àndaale autre ni référence lañ ci bépp étranger ndax fa nga xamante ni yàlla def na ñu koy liggéey kenn bu fa dem da nga sikkiwaat da nga xam ni der bu ñuul milité na lu ne. ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla des yàlla na suñu borom bi mottali di ñaanal consul lu mu bëgg si àdduna yàlla moo ko xam yàlla na suñu borom bi jàppale ñun ñëpp incha allah di nuyu tamit encore suñu honorable moom tamit liggéey bi métti na waaye di ngeen ñaan yàlla na suñu borom bi jàppale loolu tamit jërë ngeen jëf ñu ngi remercier ñëpp gars yi. bismillahi rahmani rahim asalaamualeykum mbokk yi may nuyu kenn ku si nekk sa tur sa sant di leen nag balu ak gannaaw ma leen baale ak yéen ñëpp ba noppi di nag jël nuyoo bi nga xamante ni fii si Mazzano laay ñëw di jël di ko teg si seen loxo président bi nga xamante ni moo fi nekk am naa yaakaar ne su ma ko fi tegee dina ko yàggale si askan bi waaye balaa may comme tàmbali sama discours dama fay fekk sama mag muy mag si ñun fekk bi sama ay doyen fekk bi sama ay borom kër fekk bi sama ay caami fekk bi sama ay bokk fekk bi sama ay dëkkandoo di jiital nag ki nga xamante ni doyen la si ñun muy honorable Nango Seck di seen député gis ma député ndaxte nag bu lépp weesoo émigré la faatu la kon diaspora laa bokk kon buñ ne député des Sénégalais de la diaspora kon amaat na maa ngi ci di nuyu nag suñu doyen di Momar Mbow man sax tonton Momar Mbow laay tàmm di wax di ko remercier encore une fois di am contentement wax dëgg yàlla ak mbégte bi nga xamante ni ñoo naa fekk ko ci jotaay ndaxte sama mbokkum taalibe xëy na bu ma juumee nga jubbanti ko suñu maam daana wax naan jotaay de boo ca nekkee
seen fa mag seen fa ay ndaw seen fa dimbaloo xel dina war a mën a dal kon ñu koy remercier encore une fois ci teewaayam fii waaye nag boo ñëwee fii damay toujours am mbégte ndaxte dama ne li am Brescia non li am Italie laay wax rawatina li am Brescia xëy na yéen sax mënu leen mesurer li nga xamante ni mooy valeur yi ñu am fii ak mën naka laa koy traduire nag ma dee ñi ñu am fii nii ci Italie parce que naan dañuy ay émigré mais ñun dañoo am loo xamante ni xëy na dama ne dañuy sant waajur yi ci yar bi ñu yar wante xëy na itam damay sant di gërëm suñu borom bi nga xamante ni moo ñu may dëkkuwaay bu war a mën a tax ñu nekkee noonu nii ñu nekkee fii ci Italie ndaxte Italie ngay ñëw toog ci bërëb Sénégal sax yomb fa am laayeen bi toog xaadir bi toog ñaseen bi toog murit bi toog tiijaan bi toog te kenn du xàmmee kenn te kenn ku si nekk ku gisee moroomam jox ko gëddëm kon mooy li mag ñi dox naan jullit nañ fiy fekk ay mbokk nañ fiy fekk kon Sénégal bi rek moo fi nekk ma leen sant di leen gërëm ci loolu ndax jotaay bi dégg naa sant benn lim ay président association ngi fi ay président daayira ñu ngi fi kon nag dañu koy sante suñu borom bi nga xamante ni moo ñu may boobu xel ak boobu daal ak tey dañu mën a ànd ñëpp nekk benn waaye nag bennoo boobu noonu damay ñaan mu nekk bennoo xol ndaxte bennoo nekk na loolu waaye mu nekk na fekk mu nekk bennoo xol xëy na honorable dina si ñoo dugg wala amaana seen Moustapha Fall ak Ibrahima Niang ñi nga xamante ne sànq wax ngeen ko ñu nekk fierté ñun waa Brescia dëgg-dëgg gis nañ seen liggéey ndax Ibrahima Niang yàggu tabaleen ko nombal temps ñu ko siy félicité ndax boobu rek ko ñu wante nag Moustapha Fall itam ñu am benn disponibilité boo xamante ne man mi ñu wax ak yéen sax dama koy sonal guddi ak bëccëg amul soxla buy am ndaxte consulat bu ñu ko waxee problème sénégalais yee tax te moom jege na askan bi nekk sénégalais kon bu ma amee yenn problème yoo xamante ne affaire syndicalisme la heure bu ma ko ci ooyee mu jàppale ma ci bàyyi ay itteem nag jógee Brescia ñëw ba bilan fekk ma si te maa ko waroon a fekk si kon nag mu dëgg yàlla ñuy une fierté te taamu boo ñëw toog fekk leen ci conférence bu am ñu ñëw fekk leen ci kon ñoom itam ñu ngi bay seen waa leen ci remercier bu baax a baax waaye rek li ma waxoon rek mooy del si waat ñun ñëpp benn rek dëkk bee neex rek dañu ñaan yàlla ñëpp yokk waaye bu ñu ñaan yàlla mu naqare waaye bés bu naqaree ku mu neex ak ku mu neexul ku bëgg ak ku bañ ku nangu ku ñàkk nangu ñun ñëpp ñooy bokk benn vol te bokk benn aéroport bu ñu wàcc muy Sénégal kon nañ ànd nekk benn loolu moo suñu njëkklaay te moo suñu doole te booloo mooy doole ndax xam ngeen ko tàmbali na xamuñ na fan lay teeree waaye gouvernement bi ñu nekkal il est temps à ce que ñu defar waa place ñu toogaay du yomb de mais nag mën na yomb ci benn côté bu fekkee ne ànd nangu nañ àndu nekk benn parce que combat moom boo koy def ko ngeen nekk benn nangu nag jiite que te ngeen jiital ngeen wóolu ko ndax ñun loolu moom defuloo si ñun sénégalais ngeen baal ma fi àq nag dañ leen jiital ba pare di la faxastal kon nit ki boo ko jiitalee danga koy may bàyyi mu dem ak xel nag doyul gis tamit taxul wax ne sa xel dong ngay demee kon boo jiitoo da ngay dégloo bàyyi noor jël taataan fu ne mais nag bu ñu taataanee ba pare dañ ko bàyyi moom mu dem ak gëddam ngir mën a dem défendre lu baree bare xëy na sax wax di warta mën a gudd ndaxte ma siy jéggal waa ndax sànq wax ngeen ko nee ngeen temps bi dafa xat dafa gàtt na da ngeen ko war am retard man nag may jéggalu comme d'habitude rek ndaxte ñun Sénégalais ñun ñëpp dañuy amandoon événement waaye ñun ñëpp ñooy bokkandoon benn heure ñëpp bëggandoon nga teewal doo ko benn heure amaana du yomb ndax yàlla rek moo mën a nekk fépp ak matale lépp waaye daañu jéem ndax mooy suñu devoir fi mu nekk nii li ma def c'est un devoir parce que on est là pour les Sénégalais kon il n'est pas dit que dañoo war a déplacer wu ñëw déedéet ku ma oo nee naa leen téléphone bi moom xanaa mbañ kaa gis waaye ku ma oo moo wuyu la su ma nekkee ci liggéey nag ñu am compréhension xam ne dama nekk ci liggéey ñu sont pas daa rappelé ci kattanu borom bi mais comme on est pour les Sénégalais am nañ yaakaar ne fépp Sénégalais nekk oo ñu ne léeg-léeg nag lenn mooy nag il faut ñu am compréhension roxee nag du roxee benn association nga roxee benn dëkk léeg-léeg manifestation yi day tombé
kii nekk Treviso kii nekk Bologna kii nekk Bergamo kii nekk Brescia il est bien vrai que ne da ngay bëgg a teewe lépp mais mënuloo ko yàlla rek moo ko mënee kon boo demee feneen il faut ñu am compréhension te loolu ma ci profité encore une fois ci compréhension bi nga xamante ni monsieur Coly association Carpene de l'Or la dernière fois am na ka ñu ooma daaw maa nga ca woon waaye ren dafa tombé woon ma amoon empêchement mais nag dëgg yàlla mu nangu ko comprendre nga xam ne golo dëgg yàlla golo génn gudd na lool waaye ku ko laal ñu yëg ko njaboot bi moo yaa macha allah te il faut àla kulli li dem fépp mën a jéem a xëy na nag mat ga yëpp ak ñëpp kontaan yàlla rek moo ko mën mais yàlla nañ def suñu akalaay taala ak jéem fi suñu doole mën a yem pour mën a fekkee lépp di leen remercier encore une fois di xam ne nag li mu lem rek moo ma ci metti mooy thème bi ngeen di jëkkati nii dafay thème bu ma intéressé thème bu ma neex bu ma si mën a dugg tey ndax xam naa ne bu ñuy tàmbali balaa ñu yeggali amaana na dama am beneen manifestation il faut ma ñëw dem ndax foofu ñu arrêté à 19h mais ma xam ne waaye ñii fi nekk wóolu naa leen ci lool di leen remercier waaye nag dafa am lu président wax nee na soxna yi sant yi rafet na macha allah waaye defante gi moom mët na waaye defante gi seen côté laa ko gisee ndax man nuroo waale ñaare ci jigéen ñi laa ko daan gis maa ngi soog a ñëw ci tànt muy Mazzano fekk jigéen ñi defante góor ñi ñëw teewlu si leen kon bu la tëlee booy yéen gis ne ko moom mooy seen asalaamaaleykum ñu ne ko remercier encore une fois leen ñaanal bonne continuation maa ngi jël kàddu di nuyu ñi fi teew ñëpp di jiital ci nuyoo bi suñu rakk suñu frère Souleymane président de l'association des Sénégalais de Mazzano et dintorni gannaaw le président bi ñu dalal ñuy beral nuyoo suñu jigéen suñu rakk madame le consul général de la République du Sénégal à Milan madame Adja Rokhaya Bathily di ko dalal jàmm comme ni ñu ko waxee comme dëkkandoo Mazzano di ko dalal jàmm di ko wax bismillah ñëw na ci këram ñëw na ci ay sénégalais yoo xam ne moom mooy seen kilifa ndax comme ni ñu ko waxee rek diplomatie moo féete lépp ko te ku fi teewal président de la république ndombo tànk boobu mooy bi gën a kawe ci sàll kon ñu ngi koy beral nuyoo di ko jox wàccuwaayam di ko remercier ci présence am ci ndaje bu nu jógee ci excellence ñu ngi nuyu suñuy jëwriñ yi fi nekkal ñu ci syndicat yi nga xamee ni tey mën nañoo wax ni combat yu bari pour ñu jot suñu bopp ci ñoom la jaare ñuy ay référence di mbégte ci képp kuy doomu Sénégal xam li ñuy liggéey xañ na nag naam lañuy liggéey du yomb xam ndax seen liggéey dafa ànd ak ay réserve yoo xam ne ci seen biir la yem mais ku ne xam na ni boo demee ci ndaje yu bari wala nga fekk leen ci biir tubaab bi wala ca niveau ba ñuy liggéey di nga xam ni ay kilifa lañ fa te la leen ko jox du xëy rek ñu teg leen fa déedéet dafa am fu ñu jaar ba yegg si foofu ñuy suñuy frère di monsieur Ibrahima Niane ak suñu frère Moustapha Fall ñu nekk ci Jeel ak CISB di fa liggéey bu rafet ñooñu ñu ngi leen di dalal jàmm fii ci Mazzano di leen jox seen wàccuwaay di nuyu suñu doyen aussi comme ni ñu ko waxee muy le doyen Momar Mbow mu doon aussi référence à Brescia ci taxawaayam ak liggéey boo xamee ni liggéey na ko ci askan wi kon bu teewee ci mbooloo mi war nañ ko jox wàccuwaay di beral nuyoo tous les présidents des associations ndax ñu ngi ci salle bi muy association sénégalais yi nekk ci biir Brescia province muy association yi ñuy wax comme daayira
ñoom ñëpp ñu ngi ci biir nuyoo ndax ay kilifa lañ te ñu ngi ci biir salle bi kon ñooñu ñëpp ñu ngi leen di beral seen nuyoo di leen jox ñoom it seen wàccuwaay di leen remercier ci seen présence fii ci Masana di ñëw aussi di nuyu ñi nga xamee ni ñoom laa àndal bi may ñëw ci salle bi mu doon suñuy frère ñoo xamee ni daanaka Brescia yëpp xam nañ suñuy relation man ak ñoom ci ànd bu ñuy ànd mu tegu ci respect ak confidentialité ak maanaam lu honnête lu wér lu dëgër ñu toog ni suma ndijoor ñu mën cee lim le doyen Aliou Camara Alliance Pape Sène Massaer Diagne kon ñooñu bu ñu àndee ñoom war naa leen a beral seen nuyoo ñoom aussi di ñëw di nuyu les femmes de Masana bu ma nee les femmes de Masana nag xam nañ ni sama soxna mu ngi ci biir waaw naam tubaab moo ko wax ni derrière tout un grand homme y a une grande dame loolu kon loolu wax bu furi boppam la donc bala ñuy jàll xañ na bi ñuy commencé imam dafa yegg si lool imam Cissé ñu ngi lay jox sa wàccuwaay ndax naam bala ñu woon a commencé moom la ñu war a jox bu def ñaan ci mbooloo mi ndax dafa am rôle bu am importance bu muy joué ci askan bi mu di jël xale yi jël tuut tànk yi di leen jàngal lan la leen di jàngal alxuraan ak diine te loolu am solo ci communauté bi ak circonstance yi nga xamee ni ci la ñu nekk mooy maanaam réew mi ñu nekk ku fi jël ay xale yuy doog a juddu di leen tàggat di leen jàngal ñuy jàng alxuraan nga di leen jàngal diine am nga cër bu rëy rëy ci société bi donc imam ñu ngi lay remercier bu baax di la jox sa wàccuwaay di bëgg ci lool ci li ngay liggéey ndax ñun ñi famille Cissé duñ ci am mbetteel ndax sama sëriñ Cissé la sant donc xam nañ liggéey bi ngeen di liggéey ngir yàlla donc buñ ci jógee dañuy nuyu ñi teew ci salle bi ñëpp di am mbégte ci seen teewaay ndax lii rek lañ ci jublu xaj na bala ñuy dugg ci li nga xamee ni moo ñu tax a jóg muy sujet bi ñuy développé te ay borom yi xam-xam fas yéene cee wax léegi dañuy joxe disponibilité rek ñu di daan teew ba ca échange ñu doog cee indi ñu nit suñu xalaat ndax xañ na commencement bi nii day xat ci ñenn yi pour ñu mën a toog déglu développement yépp mais comme ni ko consul général waxe moom it bu amee ay engagement ak impegno yoo xamee ni xañ na du mën a toog déglu ci sama kàddu day mën nañ koo jéggal mu mën a dox boobu te xam ne du yàq dara ci ndaje bi donc excellence fii la communauté sénégalaise ci turu Azmat ñoo fi teew comme ni nga ko waxee léegi ñun ñëpp ay sénégalais ñoo bokk fu ñu jóge ñoo bokk fu ñuy dellu incha allah yàlla nañ ca delloog suñu sago kon benn lan njaboot gi benn lan xaj na fonction yi ñoo ñuy yóbbu léeg-léeg ci yenn débordement wala yenn manque de temps boo xamee ni doo mën a wuy lépp doo mën a wax lépp mais compréhension bi bu duggee ci biir rek ñu xam ni nit du mës a mët ci àdduna yàlla moo bindaloon doomu aadama alors kon mottalinte gi faw muy ne ci biir donc lii nga xamee ni moo nekk suñu kanam dama koy tënk rek bala ñu ko mën a def face moo di ñu doon benn il faut que ñun ñëpp ñu taxaw doon benn que dans l'unité et la cohésion rek lañ mën a def face ci turbulence yi nga xamee ni moo am ci immigration muy xam turbulence yi jóge suñu réew la ñuy dugg ci gaal ngay ñëw moo xam turbulence politique yi nga xamee ni ñoo nekk ci réew mi tey muy la droite qui avance lentement mais sûrement mais pour ñu mën leen a def face ñun ñëpp faaw ñu organiser wu te exemple bi mu ngi nii ci association gox-goxaat yi lañ mën a commencé ba def ko benn confédération pour mën a taxaw xeex li nga xamee ni moom la ñu war a xeex ndax kat bu kenn fàtte wala ngay réere mbir mi
réew mi lu ñu fi am lu ne xeex moo ñu ko may mosuñu ñoo fekk fenn fu ñuy réunion ko organisé wu ñu di ñu jox suñu cër wala ñu di ñu jox suñu wàccuwaay dañuy xeex rek ba bif li ñu moom téyel ko suñu bopp bu ñu ko téyee nag fas yéene koo gérer ci loolu la ñuy xaar mbooloo mi yëpp di remercier ñi fi teew ñëpp di remercier encore président ci invitation beeg taxawaay bi du yomb parce que ñun xam nañ ci dara ñi yoree association fii xam nañ ci dara du mës a yomb mais kuy liggéey ci doomu aadama yàlla moo lay téyel boppam yàlla moo lay fayal boppam asalaamaaleykum wa rahmatullah. naka noonu kii di Moustapha Fall nekk ci sindakato gii di CISL ak kii di Ibrahima Niane nekk ci CIJL faram-fàcc nañu ponk gi waaye it honorable député Nango Seck toogal diaspora Europe du Sud ci assemblée nationale ak kii di Momar Mbow te xam-xamam màcc jëm ci immigration wax nañu rek seen i gis-gis ci waxtaan gi ñu teewlu leen. tàmbale si ñi nga xam ne ñoo woote tey jii muy association de Mazano si turu Souleymane Diagne jooju rek moo ma si xaw a déranger un peu mais wax dëgg yàlla bi sama SG di wax ne ñoo fi gën président ku mu neex mën ngaa teg sa loxo si kaamil nit ku baax la man boobu man ci les nit ku baax la d'ailleurs li ma wax rek te excellence wax ko fi mi notre député sama xarit sama mbokku taalibe wax ko fi ki nga xam ne moom mooy consul général toog fi wax ko damay wax ne Brescia yàlla dafa leen tànnal dafa leen may ay homme de valeur ñoo fi nekk ndax kenn ku nekk koo xam ne yaa ngi nekk fii jiite association doon responsable nekk fii si ginnaaw nii responsable nga te homme de valeur lañu mais nag wax dëgg yàlla bu ma waxee rek te yàlla rek tax man moom bëggoon naa mel ni Souleymane ndax nit ku baax kon ñu jël sa sëriñ Souleymane ñu jël nuyoo bi teg ko ci yow nga tegal ñu ko ci loxo Mazano ñu ngi leen di jaajëfal di leen sant di leen gërëm man de wax dëgg yàlla tey jii li tubaab di wax ne je suis agréablement surpris ndax bëri nañu di faral di teew ci mbooloo yu ñuy invité ñu fa war fa waxtaan que muy communauté sénégalaise que muy yeneen communauté mais ponctualité bi ngeen am daf ma séduire ndax man ak Ibrahima ñoo dajee ci mbedd mi ñoo duggandoo mais bi ñu déggee Souleymane di wax suñu fit yi dafa ne tëf dañoo ne ñii de tàmbale nañu loo xam ne communauté sénégalaise war na sa wéy muy lan 15 heures la ñu convoqué 15h30 ñu tàmbali loolu dafa am solo lool te jamono daf ko laaj kon li ngeen teg timing du ñu guddal ci kii bi mais daal vraiment xam na ne fi ngeen teg seen tànk foofu la te lii mooy mbooloo situation bi moo ko laaj monsieur le député l'excellence wax na ko jamono juñ toll nii ànd di yëkkatindoo di tegandoo dafa jot ndax bu ñu ko defut yàlla mën nañu musal parce que suñu borom moom ku mucc rek moo la musal mais tubaab bi de législation yi nga xam ne mi ngi koy génnee di ko waajal di ko teg amu si lenn loo xam ne pratiquement da koy def ndax dañoo neex te it situation bi nga xam ne dañu fay toll xam naa moo tax thème bi ñu indi ko muy thème d'actualité muy lan è possibile fermare l'immigrazione clandestina? Punto di interrogazione. È solo colpa dei migranti ou dei paesi in arrivo? mais ñaari ndax ñun dañ ko waajaloon ci italien xam nga nag naa leen wax dara nañu tàmbali nag di contaminer ndax suñu man bi ma gisee ci invitation bi ñu def présence su parroque bi ak maire bi dama gën a kontaan ndax suñu mbir bu dee dañ koy limiter ci ñun kese mën nañ ko def benn boo xam ne association yëpp ñooy dajale ñu def ko ci salle bu rëy ñu gis suñu mbooloo ñu joxe message yi ñu war a joxe mu jeex mais laaj na gox bu nekk
fa nga nekk administration bi di gis yow nan nga gisee jamono ji nu mu toll. moo tax ba ma déggee ne maanaam maire bi ak kii bi dafa man dama préparé li may waxtaanee en italien ndax ñoom ñu comprendre ñun nan lañ ko gisee ak nan lañ ko dundee muy comme ni ngeen ko waxee ndax ñun la ndax ñoom la kenn ku nekk ban part de responsabilité nga ci am. kon ni ñu koy tàmbalee rek mooy ndax lu ñu mën a fermaare la déedéet immigration kenn mën ko fermaare ku la ko waxee day nax bu ñu jëloon ay mur billahi wallahi wal kitaabi 10 ans ci ginnaaw laa ko waxoon Milan man leen bu yeboo ngeen tabax ay mur ci mar Méditerranée bi yëkkati ko ba mu kawe mu mel ni muro di Berlino bi bu ko fàttali ko terewut nit ñi dinañu ñëw ñu ne ma da nga alarmiste maanaam non du demee noonu man leen baax na bërki démb laa koy fàttali benn nasaraan ne ko ndax yaa ngi fàttaleku mu ne ma génnee vidéo ba ndax vidéo ba dama ko conservé woon ma génne vidéo ba ci conférence bi ñu doon def Milan kenn mënu ko fermaare mënta nekk surtout situation bi nu mu demee ndax dañ koy basé ci ñetti point lo sfruttamento ressources naturelles yi nga xam ne am na Afrique en général parce que fi mu ne nii ñun li ñu gën a intéressé mooy Afrique et puis ñu dugg ci Sénégal spécifiquement bu boobaa xam naa ne honorable dana ci wax xalaatam bu baax a baax j'aurais bien aimé aussi consul général toogoon fii ressources naturelles yi nga xam ne pays américains yi ak européens yi ñi ngi koy xëcc di ko jël ci Afrique saa yi su nekk te boobu ba léegi mas ñoo taxaw pays bu am pétrole pays bu am gaz naturel pays bu am phosphate pays bu am fer européens yi ak américains yi lu ñu def lu di ñëw di jël di yóbbu alors Afrique si xayma bi nga xam ne xayma nañ ko dañuy wax ne jeunes yi ñoo ëpp que màgget yi ay nit nag ñuy juddu màgg jàng te amuñu liggéey par force dañuy génn donc foofu honorable noteel bu baax a baax ndax ñun ñii ñëpp ñun ñi fi nekk ñëpp man de maa ngi koy waat ci Cheikhul Khadim mi ma yaakaar liñ may fay bu ñu ko divisé woon par 3 ma mën ko am Sénégal ma dem toog Sénégal mais nag dama gëm ne aussi suñu immigration bi jihaad la muy dañoo doon ay ambassadeur dafa am lu ñu fi war a ñëw wane ko donc fi ma toll woon muy ressources naturelles yi nga xam ne Afrique da ko am ba jeex bëri ko loolu ba jéggi dayoo mais amu si lenn loo xam ne pratiquement ñun dinañ si jariñu donc li tubaab bi di def mooy day ñëw di jël bu jëlee indi Europe wala yóbbu Amérique liggéey ko produit fini bi mu indiwaat ko si ñun di ñu ko jaay maanaam ñun c'est pratiquement comme si on est des éternels consommateurs jàpp naa ne loolu mënta continuer mënta wéy ndax tubaab bi bu bëggee ne damaa bëgg a faire marrer immigration clandestine bi wala immigration bi nii rek ndax ñoom nañu fàttali ko ni Italie bi pays d'immigration la woon ñoom dañu doon tukki ji di wuti ci ñu dem ba seen réew si année 50 yi xaw a jóg tàmbalee kii muy nord bi nga gis ne maanaam ñi doon tukki ji si sud bi tukki ci ñu dem bitim réew dañuy tukki ñëw si nord bi mu développé si ay at yu gaaw ba man maa ngi koy fàttaliku 88 sama papa dafa ma teg man sama ñaari mag ne ma ndax bëgg ngeen dem Italie ndax suñu mbokk bool yi dañ ko waxoon canal bi affaire de ndax bëgg ngeen dem Italie man si sama ñàkk yar dama ko ne Italie fan waaye dëkk boobu waaye amuñu dara man noonu laa doon gisee te walaay azim 88 noonu laa gisee woon Italie 88 sama ki nga xam ne ki laa topp muy sëñ Fallou moom moo ne bof man damay dem man ak keneen ki yëpp amu si kenn ku décidé woon man may dox di dox ba yàlla mu jël ma Paris ma jóge Paris daw ñëw fii donc dañ ko tuddoon si man moo tax ma ñëw fii mais keneen ka moom des na fa donc Italie pays la boo xam ne
maanaam mbir mi dafa inversé wu pays de tukkikat ak pays boo xam ne dafay accueillir ay tukkikat te ñoom nañu xam ne bokkuñu woon ci pays yi nga xam ne dañu doon coloniser pratiquement bi ñu dugg ci colonisation pratiquement fekk na ne colonisation jeex na ñaari dëkk yi nga xam ne dañ faa dem ne dañu fay coloniser pratiquement li tubaab di wax ay stangate lañ fa am ndax dañu leen duma nangu exproprier leen ba yéeme na donc ñoom bokkuñu woon ci ñi nga xam ne conférence de Berlino 1886 ba tubaab yi nasaraan yi toogee ne dañuy Berlin lañ ko defee woon dañuy diviser maanaam torta bi la ñuy diviser la ñu wax dama leen di bëgg expliquer nañ ko ñu teg Cartina Africa maanaam paaj loo ko sànq bi sëñ Cissé di wax ne autoroute bi daf ñoo ñëw xàjjaluñu maanaam looloo am ndax boo xoolee benn rek exemple su ñun entre ñun ak guinéens yi ñun ak gambiens yi ñun ak maliens yi benn xeet la kon tubaab yi ñëw paaj lu ñu noonu ñëw di continuer di jël suñu ressource ba tey jii ñu koy continuer di ko jël te bu ñu ibbi suñu bët noonu lay continuer dem kon damay wax ne si foofu sfruttamento ressources naturelles yooyu nga xam ne Afrique am na ko tant que delloowuñu maanaam di ñëw par exemple fer wala phosphate bi nga xam ne ñun Sénégal am nañ ko ñu ñëw génnee phosphate bi créer fa produit fini bi jël ko jaay foofu la ñuy leen li ñu jaay ko bitim réew maanaam jàpp naa ne muy lan muy créer emploi muy créer emploi tant que defuñu ko mënuñoo tere nit ñi di tukki mënuñoo tere nit ñi di génn ndax sfruttamento bi dafa tàmbalee sa jamonoy esclavage ba tey jii kon foofu damay wax ne occidentaux yi am nañ ci ay part de responsabilité bu rëy loolu nag jar na tey jii bu fi tubaab bi nekkoon loolu la ñeen di wax te ni ma ko bindee italien jàpp naa ne moo doon gën a dégg sax ci ñoom beneen bi mooy déstabilisation bi nga xam ne ñi ngi koy faral di def ndax neex nga ma bàyyi la fa neexoo ma ba fexe ba sa réew am ay jalti maanaam kii jël kii dóor si kii jël kee dóor si kii ba tey ji nañ koy def ndax boo xoolee Libye gi nga xam ne moo doon pratiquement frontière Europe maanaam moo doon bloqué lu bëri bañ ko déstabiliser muy rey Kadhafi la ñu gis ne maanaam pratiquement nit ñi di ñëw ak ñëw bu doole di ñëw si ñëw boo xam ne jéggi na dayoo ndax jàpp naa ne sëñ Ibrahima conférence bi ñu fi mujjee wax mooy esclavitud bi nga xam ne ñi ngi koy faral di gis ñu doon jël suñuy doomu réew di leen jaay Libye te kenn mënu si woon dara kon damay wax ne yi may wax nii na ko kenn ku nekk noté muy ndax nag parce que foofu dinaa fa ñëw ndax façon immigration bi jar na ko ndax ñun ñi war ñoo doon ay acteurs yoo xam ne kenn ku nekk war ngaa def ay sensibilisation ba sa mag wala sa rakk wala sa jarbaat buy dem bay ñëw it du ñëwee nii ndax xaru la man bokk sama gis-gisu boppam parce que nag looloo ñu fi tax a toog dañuy déglu dañuy gëstu gannaaw gëstu aussi am nañ suñu xalaatu bopp ndax man de bu desoon rek bëtt désert bi jaar ci géej gi pour ñëw Italie wala ñëw Europe jàpp naa ne dana toog Sénégal te it ñu dugg foofu après génn fa muy bu doon doomu sénégalais yi nga xam ne dañ fiy ñëw bu ñu ñëwee am nañu possibilité am réfugiato asilo politique ma ne waaw mais mun naa leen waatal ci barki Cheikhul Khadim fukk yoo ci gis juróom-ñett yi mënuñu ko am te ñoom fi mu ne nii ñi ngi wax ne xaw ma dinañu génne 500 000 euros pooy 1 million di euro 2019 bi pour créer benn fonds boo xam ne gannaaw li fi nekkoon fonds boo xam ne spécialement pour rimpatriare ñi nga xam ne maanaam joxuñu leen loolu nga xam ne maanaam dootul rek dañ lay bàyyi jox la folio de via ne la demal te it loolu dana xaw a metti loolu. kon deuxième point bi ma doon wax muy déstabilisation bi nga xam ne ñu ngi koy faral di def tax na Afrique jaxasoo goo xam ne indi na li ñuy tuddee ay terrorisme ak indi na li ñuy wax maanaam ay ñaari xeet yoo xam ne bokkuñu ñoo bokk lépp mooy ñoo bokk seen réew dem ba xàjjalikoo ndax rek tubaab bi na mu la bëgg a imposer la mu bëgg ci yow mënu ko am mu xool ba jël sa cousin jañ ko ci yow kooku jóge fa moom mu jël moom pratiquement mooy nguuru ñetteel bi aussi moo indi
2017 bi li ñu gis ñu bëri ñu dee ci géej gi muy lan mi politique di continuité sélective bi nga xam ne tàmbali woon nañu ko def créer maanaam ay zone de tampon ndax ñoom li ñu def mooy dañoo fexe ba def ay accord ak gouvernement Libye de telle sorte que immigrés yi dootuñu mën a jàll foofu ñii di mu am ay ñoo xam ne dañoo def loolu seen liggéey mun naa ko tuddee mafia nga xam ne da ngay fay boo mënta fay si la yenn si libyens yi doon créer doon jaay nit ku ñuul ñu lay jaay loolu damay wax ne culpa Union européenne la parce que xam na ne Libye ba mu daanoo ay clan la defoon fukki clan ak juróom-ñett mënoo leen contrôler ñu bëgg a jël ne comme africains yi ñu ngi ñëw nañu fexe ba ñoom ñu des Libye créé ay camp bu nekk créé ay camp am concentré fa africains yi di leen jaay comme ay mala loolu am na fi daaw du kenn lu umpale ñëpp juuxu nañ ci wax nañ ci def nañ ci lu nekk loolu aussi damay wax ne culpa Union européenne la Italie gi bokk na ci parce que bokk na ci ñi nga xam ne dafa defoon loolu kon ndax mën nañoo fermer immigration clandestine déedéet culpa bi kan la Union européenne la Italie la ñoom ñëpp am nañ ci part de responsabilité si muy ñetti points yi ma wax benn muy suñu ressources naturelles yi ñuy surtaare te ñun duñ ci am dara ñaar xàjjale bi nga xam ne xàjjale nañu ko bu metti ñetteel it mooy fexe ba immigration bi du ñëw dugg fii muy blocage bi ñu bloqué woon kii donc ñoom vraiment képp ku ne mën nañu fermer immigration jamono juñ toll nii daf lay nax ñun nag ci loolu damay wax ne Union européenne gannaaw ak Italie responsabilité bi ñu ci am ndax ñun am nañ ci responsabilité ñun ñii ñëpp kenn ku nekk ku fi toog ndax am nga ci responsabilité parce que bala may wax notre gouvernement damay wax ne ñun ñi ndax man war naa mën nangu benn yoon ak condition yi nu mu demee sama rakk sama mag sama jarbaat di ñëw ci condition yooyu war naa ko nangu déedéet waruma ko nangu ñu ci bari li ñu lay wax ne mooy bu ñu ñëw doo ko yëg kon c'est grave kon damay wax ne Sénégal yéeme na ndax man de wax dëgg yàlla ba tey jii ma lay wax nii gannaaw sama baay nekku fi mais sañu maa dox benn jéego te waxtaanuma ak sama grand frère kon bu ma demee ba sama petit frère mën a déplacé wu te waxtaanul sama grand frère kon foofu li ñuy wax yar amatu fa li ñuy wax kilifteef amatu fa te nit bu ñàkkee kilifa du dem fenn kon damay wax ne ñun nañu xoolaat suñu bopp bu baax a baax kenn su nekk si ñun si famille ba mu nekk ndax mbirum kilifa am na fa kilifa nag hiérarchie la mag rakk ainsi de suite gannaaw wàjjur yi mag di yërëm rakk wekk mag bi kon damay wax ne suñu société war nañu xoolaat loolu parce que sa rakk warta mën a déplacé wu sans ngeen waxtaan si rawatina mi ne parce que amu si kenn en général képp koo gis muy déplacé rek parce que am na fu mu war a dale ji en général ñun ñii première génération bi kese ngay gis ngay ñëw te doo fekk fi kenn nga bay sa waar ba kara yàlla dimbali la kon ñun ñii kenn ku si nekk am nga si responsabilité yi jamono ji ñu toll nii nga informer képp koo bokkal ak képp koo xam ne sa am di jàmme la xamal ko ne Europe la fi nekkoon daawaati jéeg ak il y a de cela 20 ans nekkatu fi am na loo xam ne du yoon nga koy def boo demee bay wala immigré war ngaa mën a fexe ba jaar ko si yoon kon loolu damay woo excellence si Sénégal ñu gën a di dindi mitu tukki di gën a mën di def sensibilisation xamal la ne maanaam rawatina Sénégal parce que Sénégal du pays de guerre en général ñi fay jógee ku si jóge wut pratiquement Casamance benn côté ba pratiquement doo am asile politique kon nañu sensibiliser suñu rakk yi suñu mag yi suñu xarit suñu am jàmm yi nee leen tukki dañ koy préparer et tukki aussi da ngay am objectif
sinon boo fi ñëwee aussi am na nu muy demee ba boo moytu rek fi ngay mujjee mooy boo amul yar dëgg-dëgg ndax jóg te tàgguwoo bokk na si man sama gis-gisu bopp ñàkk a yar kon comme amuloo kilifa nag jinne dana doon sa kilifa ndax mën ngaa dugg si loo warta dugg kon foofu excellence ñoo ngi leen di ñaan dee leen gën a sensibiliser boo leen nekkee Sénégal la population xamal na leen ne maanaam tukki wi ñuy tukki di ko jaar si désert bi yan wut maanaa li bi gis ngeen li fa xew démb ak bërki démb pratiquement mi ngi jéggi te it jàpp naa ne nii lay continuer xaru daal daganut beneen responsabilité parce que dama ne responsabilité bi parce que culpa Union européenne moom ak Italie jox naa leen ko ba pare culpa ñun ñi fi toog ñii ñëpp kenn ku si nekk jox naa ko culpa suñu gouvernement jox naa leen ko ndax culpa la loolu nag Afrique yëpp laa koy boole ndax dégguma ba tey ji benn président africain bu jóg yëkkati kàddu ne suñu citoyens yi suñu doom yi suñu jarbaat yi génn bi ngeen génn fii gëm leen seen bopp gëm leen Afrique dégguma ko maanaam pratiquement c'est comme si li tubaab di wax ils ont d'autres chats à fouetter maanaam comme si am nañu yeneen mbir ñuy dox comme si li seeni doom yi di génn intéressé wu leen ba tey jii dégguma benn président parce que dama koy suivre boo xam ne Lampedusa gi nga xam ne ñu ci bëri fa la ñuy wàcc Lampedusa yi nga xam ne mairie ba mi Sindaco ba bés bu nekk ñu for ay doomu africain yu faatu ci géej gi bés bu nekk dégguma benn président africain boo xam ne jëlal na ko mu déplacé wu dem Lampedusa dégguma ko kon damay wax ne responsabilité d'un gouvernant lu ñu war a wax la te it maaleykum salaam war téef la say doom bu ñuy dee ci béréb nga war a déplacé wu dem sa béréb ba xool parce que fii lu mu bon Union européenne moom même bu dee dañ koy def par mascarade maanaam dañ koy def ndax dañuy lëndëmal nit ñi ñoom au moins déplacé wu nañu dem nañu Lampedusa gis doomu aadama ya fay dee di fa teeru bis bu nekk man dama wax ne jamono ji sax ñu toll ni ndax lekk jën bu jógee mar Méditerranée yanu na maana wala yanul maana ndax bu ñu la waxee doomu aadama yi dee ci biir te kenn gisu leen da ngay yéemu ñi nga xam ne traversé nañ fa ba gis ko maanaam bu ñu la nettilee li ñu dund da ngay yéemu kon damay wax ne responsabilité bi moom c'est partagé excellence kenn ku nekk nag war na see bay waaram kon pratiquement li ñu xam ne santoon nañ ko dañ koo kii nag ndax wolof bi dañ koy jéem a concentré wax nañ ko yeneen yi nga xam ne ay nit la te kenn ku nekk ci ñun da koy faral di dégg tubaab bi di ko wax ndax damay wax ne immigration bu selvage maanaam riirandoo nga xam ne ay bateau day ñëw karab ay kii dem na ba parti yi nga xam ne dañoo raciste dama koy tudd dem nañu ba ñoom loolu la ñu dox ba pratiquement moom pouvoir bi te nag loolu pratiquement boo xoolee Europe yëpp mi ngi fiy tàmbalee raw maanaam parti raciste yëpp ñu ngi tàmbalee jóg di am doole te loolu lenn waralu ko lu dul maanaam ni ñu gisee immigration bi nu muy ñëwee ak ñoom nuñ ko fruitaare ndax parfois bu dee fukk la ñoom dañ koy yëkkati ba mu doon 100 dañ koy multiplier par 10 rek pour mën a am consensus nekk ci Doncassine bi muy gouverner seen i dëkk moom la Salvini def moom la Di Maio def ci loolu da ngay faral di dégg ñu ne damay tënk jeexal naa li ci des ma bàyyi ko sëñ Ibrahima moom dama ko doon introduire rek da ngay faral di dégg ñu ne alberghi stellati a 35 euro 45 euro per i minorenni al giorno per non fare nulla loolu yéen ñëpp da ngeen koy faral di dégg muy lan ñoom kat dañ leen di jox hôtel 3 4 étoiles 4 étoiles sax la ñu koy wax parfois wala 5 étoiles 35 euros lañ leen di jox bu dee mag nga bu dee xale bu ndaw 45 euros et ñoom defuñu dara dañuy tëdd foofu rek karab loolu dara du ci dëgg business la 35 euros yi 2,50 euros kese la sa ki nga xam ne dafa ñëw demander asile 2,50 euros la ci am pour woote téléphone la ou pour bu dee da ngay chifaay da ngay tux cigarette nga utiliser ko pour tux cigarette
yeneen 32,50 € yëpp ñoom ñoo koy lekk muy coopérative yeeg yooyu. kon damay wax ne bu ko tubaab yi parfois da ngay ñun ñi kenn ku si nekk parfois da ngay confronté ak ay tubaab nga dégg ñu wax ne non non ñoom dañ leen di jox 35 € par weer par bis non è vero dara du si dëgg 35 € ñoom duñ ko sax gis bis bu nekk daal dañ la jox 2,50 € yow mi nga xam ne yaa ngi nekk si biir ci centre bi 2,50 €. 2,50 € bi yaa xam ndax da nga ko utiliser pour téléphone wala da nga ko utiliser pour parce que da ngay jënd cigarette nga tux kon loolu mythe la boo xam ne ay kàcc la yoo xam ne tubaab yi dañ koy utiliser pour gën a mën a xëcc maanaam mbooloo pour gën a mën a diriger réew mi rawatina léegam yi nga xam ne dañ koy faral di dégg ak Di Maio. beneen bi boo leen gisee nag lu tax ma koy détaillé parce que ñun ñi ñëpp kenn ku ci nekk war nga mën a saa yooyu confronté ak nasaraan bi nga am ay argument yoo ko jox ndax ñu ci bëri am na si ñoo xam ne gëm nañu ne ñooñu 35 € lañ leen di jox déedéet kenn jox leen 35 €. kenn joxu leen ko te it devoir la Italie dafa signé ay accords yoo xam ne international yoo xam ne warteef la si moom bu nit ki ñëwee moom da koo war a jël téye ko en attendant muy xool ndax am na statut bi wala amu ko donc convention yu Italie signé la donc obligation la. beneen bi da ngay dégg ñuy wax ne siamo di fronte su ma mbokku léegi dañ koy faral di wax siamo di fronte a un'evasione xam ngeen luy évasione mooy xam nañ ko sax mooy njéeréer. waaw maanaam dafa mel ni ay njéeréer yu naaw rek ne pat taxaw fenn njéeréer nag yéen ñëpp xam ngeen ko rawatina suma mbokk Bawol yi bu ñu baykat yi tool wu ñu agsi moom li ñuy def mooy dañuy góob lépp ba mu jeex tàkk dara doo fi desati ñoom paroles yi dañ koy utiliser pour kii déedéet évasion amu fi immigration li fi nekkoon maanaam wàññeeku gi mu wàññeeku dafa jéggi dayoo mais seulement business la boo xam ne mass média bi jël na ko yóbbu ko foo xam ne parce que moo leen arrangé ba mu leen arrangé de telle sorte que maanaam fi mu ne nii tubaab boo gis day wax ne c'était trop ma dove fan lañu trop et puis ñoom xàmmeewuñu Ibrahima xàmmeewuñu Nango xàmmeewuñu Imam Cissé mi xàmmeewuñu Auguste mi xàmmeewuñu kenn ñoom pour ñoom ñun ñëpp pratiquement ay clandestins lañu fi mu ne nii ñun ñëpp on les gêne léegi nag si loolu ñun damaa wax ne excellence wax na ko sànq c'est un combat la boo xam ne ñun ñëpp kenn ku si nekk war nga see takk sa ndigg de telle sorte que fépp foo xam ne woote nañ fa war nañoo mën a jógandoo ba gis leen ne ñun maanaam benn bloc la ñu rawatina nag la communauté sénégalaise parce que la communauté sénégalaise damay wax ne leader la par si biir communauté yi fi nekk parce que communauté sénégalaise lu mu dugg incha allahu rabbi ñu bëgg ko ñu bañ ko dafay sotteeku kon loolu moom nañ si góorgóor bu baax a baax évasion moom amu fi ndax lii ñëw si at yi pratiquement ñoom ni ñu ko bloqué lii ñëw si at yi pratiquement bu ñu demee tuuti si kanam ñoom dinañu am problème doo xam ne du ñu xam fu ñu koy fajee ndax seen population saay su nekk man nag waa Mazzano damaa kontaanoon si yéen lool ndax mbooleem saal yi ñu mas a dem yëpp di fa wax saal bi moo si gën a tekk tey moo tax sa tey jii ma mën a wax nii ndax am na saal yoo xam ne da ngay wax mais pratiquement li ngay wax keneen du ko dégg ndax dañuy waxtaan te bu dee waxtaan rek moo ñu fi indi moom wax dëgg yàlla dañuy toog feneen mais waa Mazzano moom macha allah gis naa ne ànd nañu teg ak tey ñi ngi déglu au moins ñi ngi déglu ba nga xam ne bu ñu demee dinañu mën a am ñaar wala ñett yoo xam ne da leen jëriñ da ngay dégg ne ñetti point bi ma jeexal mooy dañuy wax ne non c'è lavoro neanche per italiani come facciamo a accogliere non è vero en général Ibrahima mi xam na li may wax ñun immigré yi en général liggéey yu bëri ñuy liggéey ñoom bëggatuñu ko liggéey am na fi ditaa yu tàmbalee woon di def sélection ndeysaan ma non visto che bëri na ñoo xam ne italien yoo xam ne bëgg nañu liggéey man dootuma jël étranger mais génn nañ si ba set wicc léegi ku am compétence maanaam mën sa liggéey foo wëree di nga am liggéey parce que situation bi changé na liggéey yu bëri yoo xam ne ñun ñi ngi koy liggéey ñoom bëgguñu ko liggéey wala boog dañuy jaar jàll te ñoom comme yàlla def na ne jamono ji ñu toll ni ñu si bëri pratiquement rawatina génération italien bi bees bi amatuñu bëgg-bëggu toog si benn ditaa nga xam ne dañuy ñëw tàmbali si ditaa bi liggéey fa ba màgget ñoom ñoo raw njéeréer je te jure dañuy liggéey fii tey après 2 mois ñu démissionné liggéey feneen parce que
ak système coopérative beeg yi amatuñu problème liggéey surtout boo nekkee xale te am na ditaa yoo xam ne soxlawuñu loolu ñoom li ñu soxla mooy ku nekk fii constant mën liggéey bi continuer liggéeyal kon damay wax ne ñun jarul sur partie boobu jarul lu ñuy ragal ku si bëgg a liggéey boo góorgóorlu aslëf rek nangu aussi di def formation boo ko defee rek incha allah di benn problème doo ko am kon fi ñuy wax ne non c'è lavoro neanche per gli italiani non è vero c'è lavoro c'è da fare ci tolgono risorse per welfare e servizi essenziali maanaam li nga xam ne moom mooy pensionato yi est-ce que xam nga ñaata lañ toll 16 millions ñi nga xam ne dañoo liggéey ba retraité ñun 100 millions lañ si 100 000 lañu si 100 000 ñoom 16 millions lañu ñun 100 000 lañ si 100 000 étrangers ñoo fi nekk ba nekk état pensionnable di jël si pensionné bi 100 000 ñun par rapport ak li nga xam ne ñu ngi koy versé ñoom dañu xayma nañ ko si 8 milliards bi ñu ngi koy versé si ay contributi ñun 3 milliards bi rek lañ siy lekk juróomi milliards yi pratiquement bénéfice la si ñoom kon li ñuy wax fii teguñu ko fenn lépp ay paroles la yoo xam ne dañ koy faral di utiliser comme ni mu leen ko waxee pour rek gën fee nekk gën a jàpp si kii bi loolu lépp nag damay wax ne lu ñuy dindi la lu ñuy war di dajje la saay su ne fu ñu ko waxee nañ leen jox ay argument yu wér ne leen lii ngeen wax ni tegoo leen ko fenn. li ci des mooy li Moustapha waxoon teg ci dara dafay xaw a jafe mais thème bi thème bu am solo la ndax dañu toll ci jamono boo xam ne il faut ñu mën ci waxtaan liñ ciy waxtaane nag mooy ñun ñëpp ñu laayante biir rek parce que kenn amu fi xam-xam mais dañuy jéem di sottante xalaat parce que ñun ñëpp ñoo bokk di dund ci réew mi dundundoo immigration xam li nga xam ne moom la immigration laaj ak li immigration laajul ak jamono yi ni muy changé ak contexte yi yooyu yëpp dañ ci war di bàyyi xel ndax lu am solo la li tax ñu wax loolu nag mooy ñi yàgg a dund immigration dafa am loo xam ne dañ ko gis mais jamono biñ toll nii am na lu soppeeku loo xam ne bu soppeekoo dafay jaaxal nit ñi mais bu njëkk li tax daaw la jaaxal lu bari mooy da nga daan gis ne ñii kat ay homme de valeur lañ am na fu ñu tegoon république mais bu ñu demee ba ñi jiitu seen njàng demeewul noonu seen xam appareil d'état demeewul noonu ñu yaakaar ne consensus bi ñu am rek mooy tax ñoom ñu mën a toog ci kaw loi yi nga xam ne moom mooy sarti réew mi bu boobaa ku xam réew da ngay tiit ndax li tax ngay tiit mooy ñii may jëflanteel fan lañ jëm man ban position la man pour mën a défendre li nga xam ne mooy sama wareef ak sama yelleef ak kii may jëflanteel ndax dina respecter charte yooyu wala du ko respecter xam nga bu fekkee opinion publique dafay dem ba nga xam ne li muy xool mooy slogan bi jaar ci télé bi mais la réalité du ko dund bu boobaa dafay xaw a jafe ci immigré bi li tax ma wax loolu mooy gis ngeen avant ñuy dugg sax ci immigration clandestine ndax mën nañ ko fermaare wala mënuñ ko fermaare ndax culpa bi diw la wala masamba dañuy xool charte yi nga xam ne ak acte yi nga xam ne moom la gouvernement bu bees bi nga xam ne moom lañ fal le 4 mars posé mooy ay nit ñoo xam ne ñu ngi daw pour dugg ci réew mi nga kar leen ci biir géej gi kar leen jël sa navet teg wàccee leen ñoom ñëpp par force yégal leen ci navet boobu indi leen ba ci buntu port bi nga taxawal ko ne kenn du wàcc parce que fi nga ko teg mooy bindoo ko sax maanaam bindoo ko ne damay bind ne acte bi mooy tax ma mën na ne navet bi du kenn du ci wàcc mais tweet maanaam da ngay jël sa téléphone rek envoyé cap département bi ne ko navet boobu kenn wàcc mais li lay may sens surtout mooy réew bu amee yoon ñu xam ne yoon bi moom kenn waru ko wàcc ñëpp ñoo ko bokk magistrat am fitu taxaw ne attention sa am na lu doxul parce que ñi ngeen kar ñoom seeni barket lañu yoroon pour mën a ñëw
te bu ñëwee par force dañuy wàcc mais yow pour nga def sa propagande politique mooy da nga ne naa leen kar ci biir géej gi nga xam ne amuñ fu ñu mën a rëccee ma jël leen séquestre leen indi leen teg leen ci kanam kii donc le magistrat dafa def action boo xam ne nii bu doon ci yenn réew yi duñ ko ñeme mais boo nekkee ci réew moo xam ne yaakaar nga ne charte démocratie dëgër na moo tax magistrat bi am fitu ne yow ministre de l'intérieur li nga doon ministre de l'intérieur lii nga def tegoo ko fenn te dañ koy toppanteeg yow ba keroog fa mu yem ba yóbbu ko ci tribunal des ministres li tax ma joxe exemple mooy tomo bi ñuy utiliser ak dispresso bi nga xam ne moom la ñuy teg ci kaw ni immigré mel ni immigré bi daal xob la te pourtant tey li tax immigré bi bàyyi réewam di ñëw fii ñoom bu ñu defee analyse ñu mën a waxtaan ak nit ñi ñu bàyyi ñu mën a waxtaan ak nit ñi librement te amuñ ci rus amuñ ci luñ ci rus mais dañuy waxtaan ak ñoom ci arme yoo xam ne ku nekk da ngay départ part yi maanaam ngeen yem dafay neex nga mën a waxtaan ak ñoom parce que daf ñuy dal ñun ñuy waxtaan ak ñoom ci débat yu bëri yoo xam ne dañ koy seex ak ñoom parce que boo xoolee tey te immigration changé wu la maanaam peut-être moyen de communication yi ñoo bëri parce que ñun ñi ñëpp ñu ci bëri na ñoo xam ne bi ñu fiy ñëw peut-être passeport Guinée lañ fi duggee woon ñi fi njëkkoon ñëw dañ daan jógee Tunisie wàcc Palerme moo dugg fi te ñi fi am këyit ñu bëri 90% ñi am këyit bu dul ricongiungimento familiare régularisation moo fi am maanaam muy ci legge Martelli mooy legge Bossi-Fini mooy diini ak ndaw si nekkoon ministre turco napolitano donc yooyu mooy forme de régularisation yi fi jaaroon donc te régularisation bu ñu ko defee mooy am na ñu nekkoon situation irrégulière ñu mën leen régulariser léegi nag peut-être données yi ñoo changé ak moyen de communication yi ñu mën ko yóbbu fii te pourtant tey boo xoolee wax naa leen ko ci benn débat bu ma demoon ci semaine bi passée avant kii bi ci fin juillet bi ñu ci doon waxtaan man leen pourtant tey boo xoolee Italie mu ngi nekk ci 7e position ci pays européens yi nga xam ne ni tey ñoo accueillir immigration ñi nga xam ne 7e position yeneen réew 7 réew romb nañ ko ci li nga xam ne ñoom moom lañ récupérer comme immigré te bokkut ak Italie boo jëlee population bi Italie am ak population bi nga xam ne mooy immigré yi ngi fi dugg donc coow lee fi nekk ñu ne comme ni Moustapha doon wax léegi invasion bi maanaam nit ñi dañoo daw kër këpp dugg fi non boo xoolee yeneen réew yi par rapport seen population ak immigré yi fa nekk différence bi mi ngi ci Italie mooy occupé 7e poste jeunes italiens yi nga xam ne génn nañ lauréat yoo xam ne ci année 2017 ñoo ëpp fuuf ñi nga xam ne ñoo fi dugg ci 2017 te ay dates yu certe la parce que ñooñu ci immigration régulière lañ ne dañoo génn régulièrement parce que conditions yi may na leen ko mais est-ce que ñoom waxtaan nañ ne immigré yi fiy dugg tey li tax ñuy ñëw di jël gaal gi ban possibilité la ñu am alternative bu ñu am bu boobu tey ñi ngi def regroupement familial di demander visa nangoo xam ne ci dara Ablaye Sall demoon na rencontrer le consul bi nga xam ne moo nekk Sénégal settimana su ko yaakaar ci biir settimana bi ñu génn la mais ñi fa déposer visa ci am condition yu leer déposer visa ñi ngi xaar ay 6 mois actuellement te jotuñu seen visto alors mi devi spiegare bu fekkee ne nit ki dafay xaar 6 mesi per avere un visto regolare laa wax ki nga xam ne amul conditions yi régulières pour mën a dugg nan lay def te pourtant ñi ngi ci doon waxtaan ma ni nañu xool guerre yi nga xam ne am na Afrique tey boo xoolee Érythrée xool Éthiopie xool yeneen dëkk yi pourtant armes yi am na bu ngeen bàyyee xel ci ginnaaw Ilaria Alpi journaliste writer la woon ñu reyoon ko fi lu taxoon ñu rey ko dafa découvrir woon ne am na trafic d'armes boo xam ne amoon na ci Corne de l'Afrique pourtant bi mu ko teel a def dossier dañ ko faat mais armes yooyu fan lañ koy liggéey tey boo demee Valtrompia lu mel ni Beretta ak yeneen kii ñaata arme la ñuy liggéey par jour seen bilan yi c'est public ñun nañ ko gis ñun ñëpp dañuy dugg di xool bilan ci yi nga xam ne moom la azienda yi am mais bu fekkee benn azienda man par exemple am na profit plus de 3 millions di euro l'anno boolu dina ko jaay na arme yu bëri mais arme yooyu ñuy jaay est-ce que biir Europe ñoom ñoo ciy xeex alors foofu nga taal daay gi tey loo yaakaar ñoom bu ñu fi jógee léegi le monde est planétaire foo toll di ko gis ku nekk da ngay gis li xew fi gis li xew fi nga mën a amee jàmm fa nga mën a daw dem ñu créé fi am fi beneen affaire bu ñu fi créé woon muy li ñu doon wax printemps arabe primavera araba sportiamo la démocratie maanaam mel ni ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy buuru démocratie da nga koy jël comme valise rek yóbbu ko ci benn dëkk daal di tas del Égypte dàq Moubarak Libye ñu dàq Tunisie ñu dàq mais nga yaakaar ne loolu tey bu fekkee ne ñooñu même bu ñu ñëwoon ay dictateur lañ mais amoon nañu stabilité boo xam ne ci seen réew yi daana tax ku fay jaar dinañ xam ci yenn condition nga fay jaare nga dindi ko ba nga xam ne amatul benn barrière chiaro che a questo punto dovrai pagare le conseguenze mënul nekk nga xalaat ne ñooñu après duñ boo tasee foofu nit ñi fan lañu jëm mas ngaa gis libyen bu immigré ji dans les temps
léegi da nga commencé gis libyens yi di génn mais bu njëkk bi daawuñ génn donc seen politique étrangère boobu te pourtant li tax ñu yëngalaat Libye nii ba Sera yi am problème bi mu am mooy pétrole bi nga xam ne moom lañ bëgg a contrôler entre Eni muy société italienne ak Total société française guerre bi ñoom la nga dem Syrie les États-Unis ak URSS seen kii ak Russie seen guerre froide bi moom indi problème bi am Syrie et pourtant ñoom seen guerre bi foofu lañ ko exporté yóbbu ko fa mais mënoo ko yóbbu foofu ba pare tas foofu taal ko ba pare ne après ñooñu da nga di toog foofu nag dee ak xiif fokk ñu jug pour ñëw moo tax du ma nangu benn yoon ñu ne colpa ñiy jógee seen réew yi di ñëw parce que la politique étrangère européenne boo xoolee tey ñoom seen bopp au niveau de l'Europe amuñu benn voce unique sur les politiques à l'est APE yi gis ngeen accords yi ñuy signé loo yeneen dëkk yi di leen forcer di leen bundaxataal pour nga firmer accords yooyu Merkel barki dem bi mu demee Sénégal li ko fa yóbbu ñun ñëpp xam nañ ko te pourtant le gouvernement sénégalais n'a pas dit la vérité bu consulté woon ma waxaat ko li ñu signé ci biir ak li tax Merkel dem fa si politique étrangère européenne bi si la bokk ci Allemagne problème bi nga xam ne nar na ko am moom ci gouvernement parce que dëkkam d'accorduñ ci clandestin yi ñëw fa mu bëgg léegi politique boo xam ne dina ko def pour mën a delloowaat ñi nga xam ne amuñu këyit te danaan Sénégal pour nga boo ci mënta d'accord li ma la war a financer du ma la ko financer boo ci d'accord yi signal ma ko nag loo soxla ci xaalis ma jox la ko te nguur gu jëm ci élection boo soxlaa xaalis di nga jël xaalis boobu que muy Sénégal que muy Mali que muy feneen même ba ci Mali buñ gisee ñu imposer IBK ci élection yi am na lu tax donc ñoom lépp lu tàq foofu ñoom ñoo ko taal moo tax ma bëgg ci immigration ñu waxtaan ci xam ne kenn mënu ko fermer tant que ñoom ñu ngi continuer ci seen politique bu salte boobu beneen ba mooy li ñuy jaxase nag ñun entre tey boo xoolee ci biir immigré régulier yi sax am na ñu ciy def erreur boobu mooy ñii dañoo bëri ñii lu tax ñu fiy ñëw ñu ngi ñuy yàqal mais ñu nit nañ xool suñu bopp nag waxtaan nañ waxtaan tey bu ñu mënee sol yëre yu rafet bu ñu mënee dem Sénégal am fa kër am jabar am oto te dëkkandoo woon ci koñ fu mel ni Gunaas nga xam ne man fa laa dëkk juddandoo fa ay nit yarandoo fa ak ñoom mënuñoo am jabar tey mënuñoo am kër waaye ñooñ bu ñu ma gisee kat bu ma ñëwee naa leen bu leen dem fee dara nekku fa dañ naan ma bul ñu fontoo mais loolu lañ may wax parce que dañ naan ma man li tax tey moo mën a gis différence bi xëy na peut-être li ma ñëw fii la bu ma nekkoon Sénégal du ma gis différence boobu du ma ko gis du ma ko gis nga tey rakk ji nga yor ubbil ko mercerie mu nekk ci di ci jaay la muy jaay ca mercerie ba wala nga ubbil ko bergerie mu yor laadum wala leneen xel ma nekkul ci loolu xel ma mi ngi ci yow fi nga toog foofu la bëgg a ñëw c'est ça la réalité donc ñu nit bu ñu fàtte suñu passé donc man dama wax tuwaay so dama naa leen hanno diritto di venire e si possono venire vengono bu ngeen bañee loolu nag la Tafa doon wax si la ñu delloo la redistribuzione della ricchezza mooy li nga xam ne moom ngeen sàccoon jël ko ba tax ngeen nekk tey ci donkaasi gi delloowaat leen 20% yi wala 30% yi mu delloowaat Afrique mais bu delloo it buñ ko teg ci loxo yu nguur parce que ku nekk xam ne nguuru Afrique ni muy dundee mais nañ ko teg ci ay projets yu leer nañ ko ci teg parce que buñ ko ci tegul li ñu dund nii rek li ñu dund nag la ñuy dund beneen ba mooy ñoom seen làmmiñ rëy rek ñuy wax Tafa joxoon na leen ay chiffres léegi 8 milliards d'euros yi nga xam ne moom la immigré yi di contribuer parce que président Boeri de l'INPS ci statistiques yi ba Salvini di dal ci kawam mais nee na ko xanaa doo xuloo ak man mi en tant que Boeri mais da ngay xuloo ak dates yi parce que man li ma lay wax ci ay dates yu clair laa ko génnee INPS lii moo fa dugg ñii ñoo ko fa dugal ñii ak ñii ñoo ko fa dugal li ci immigré yi dugal nangam la toll loolu wax ko kay du dara parce que tey buñ ne ñun taxes yi ñuy fay moom la ñuy dundalee immigré yi ma ne Salvini da ci boole taxes yi nga fay yow comme italien ak taxes yi ñu fay ñun comme laboratoire migranti parce que altrimenti c'è qualcosa che non funziona te ci débat yi dañ leen koy wax dañ leen li ngeen di fay ñun moom la ñuy fay te pourtant parfois ñu fay de plus parce que bëri na ci ñoo xam ne seeni famille nekkuñu fi te déclaration fiscale yi duñu leen ko appliquer te la ñuy xaalis boobu ci keesu INPS lay des ñi fi yor doom ñu nekk Sénégal te ñu yor carte de séjour wala séjour te fay leen assegni familiare yi xaalis boobu anamu mu ngi ci keesu nguur gi ñu tëdd ci donc suñu réew yi tamit accord de réciprocité yi ñu waroon def ak Italie dañ ci waroon taxaw te bañ ko politiser mais dañ ci waroon taxaw ba nga xam ne xaalis boobu tey am leneen lu mën a jur parce que loolu mooy dimbali parce que naa leen boo bëggee téye nit ki ne ko doo dem il faut nga teg ci loxoom dara boo yeewee bëy ci tànk bi joxoo ko leket gi dara nekku ci bu yàggee da nga bëy bi yuuxu te bu mënee fexu kii bi dagg mu gàtt dem topp sardiwo te bu demee nuuru naabe yi peut-être mën na ñoo sàcc sa bëy loolu mooy dal Sénégal mooy dal doomu Sénégal mooy dal doomu Afrique yi donc il faut ñu waxtaan ci te ñoom it maa ngi xool nag léegi dañ leen koy ne réew moo xam ne juróoy doom te chaque année 3 millions de personnes dem pensionné ci Europe te 3 millions de personnes da nga leen war a remplacer
sostenere l'economia waaw bu fekkee yow juróo doom te 3 millions de personnes di dem pensionné à la fin sa projet industriel fan la jëm pour nga maintenir il faut nga am ñeneen ñu ñëw liggéey si donc politique bu miyoob rek moo naan nañ tëj frontières yi baare ko mais mënoo ko tëj parce que da nga leen soxla te indiwoo benn possibilité pour ne bu njëkk ba daa nga dégg sax xeetu sponsor wala flux wala leneen kañ lañ ko tëjoon waaw mën nga tëj loolu ubbi woo yenn agence di formation yoo xam ne yow parce que bu dee ne nit kuy xalaat nga politique doo xalaat li nekk sa kanam tey mais da nga naan fii ak 20 ans sama réew nan lay mel pour mu mel noonu lan lay def bu fekkee sama économie dama koy digitaliser ba nga xam ne tey ci nouvelle technologie yi laa koy teg bu ma soxla woon 5 millions de laboratoire maanaam technologie bi dana mu yóbbu ne dootuma soxla 5 millions mais 3 millions laay soxla mais 3 millions dañ leen war a former ci sécurité respect de l'ambiente praticità ci utiliser machine yi donc ma ubbi ay agence yoo xam ne si lay former ñooñu mais nga def accord yooyu ak réew yi sax nga jël xale yi génn ci université yi tey ku mel ni gouvernement Sénégal nga xam ne liy génn ci université ci année bi xamoo nu mu toll mënoo leen trouver liggéey xajatuñ sax ci université publique bi ñu ngi ci université privée bi nga yore leen xaalis xale yooyu tey seen formation fan la jëm ak boo leen formé ba pare fan la ñuy liggéey pourquoi pas ñu mën a discuter ak imprenditori yi nekk fi ñu mën a délocaliser sax yenn entreprise yi nga xam ne actuellement nii mercato bi laajatu ko mais soxla nañ ko foofu donc loolu mooy vision boo xam ne tey ñun suñu réew yi war nañ ko am jëmale ko fii mais pour mu am il faut tey Union africaine am benn voce ci immigration te loolu dafa manqué maanaam dañuy wax yëpp déggoo ci Tafa wax na ko léegi nee na Lampedusa benn président africain ñëwagu fa te pourtant Charlie Hebdo bi ñu defee li ñu def xas yonent bi saaga ko mais président yi dañoo ñëw France manifester bu ñu mënee ñëw France manifester ci ku xasoon yonent bi ñu faat la waroon la faat la ñu xas la nga ñëw foofu ñu ne nga ñëw fa mën fa manifester waaw bu fekkee ne ay milliers de Sénégalais d'Africains parce que Afrique la ñu wax comme li ñu doon wax ci Union africaine africains yooyu def mais pourquoi pas nga mën a ñëw nag taxaw ci mais ñëw bi rek pour wane ne ñëw naa fi rek kon sama jaan wàcc na non mais da ngay ñëw ak des arguments yu clairs da ngay ñëw mën a waxtaan ak les représentants du peuple yi nga xam ne tey diaspora bi ñu leen fal bañ ci xool couleur politique xool syndicalistes yi nga xam ne ñi ngi fi xool société civile xool association yi mais bu ñu ko defee ministre bu fi ñëw jarul sax ministre di ñëw mën nga yónni des techniciens du ministère parce que ministre rôle politique bi rek la ci yor mais lay liggéey techniciens yi ñoo koy liggéey man d'accord ma sax ministre di ñëw di sol jege ñu ñëw non mën na bëgg ay techniciens du ministère ñëw ñu jàkkaarloog ñoom waxtaan ak ñoom defanteeg ñoom comme li gars yi di wax defanteeg ñoom lu baax mooy génnee ay documents yu leer teg leen ci te ñun duñ ci feeñ sax man nee naa leen lépp loo xam ne pour bu sama signature nekk day déranger nit ça ne m'intéresse pas mun naa la ko sax defal audio jox la ko nga dem yow sotti ko ñun loolu lañ gëm moo tax ci immigration bi il faut ñun ñu mën cee waxtaanaat beneen bi it mooy ñu amaat vision nag parce que xëy na peut-être c'est un peu trop tard parce que par exemple foo def 30 ans 32 ans te boo demee Sénégal peut-être R+3 bi nga fa am ak benn oto bi wala kii bi nga fa am war nañ poser waat question ñun est-ce que ñun it tardé wuñ ci benn côté. Très bien te tardé boobu peut-être mën na bañ a doon tardé mën na doon question de mentalité la mais xëy na boo demee ba ci kanam nga gis ne li nga defoon ko am na lu échoué mais est-ce que ñun dinañu toog di waxtaan comme ni association yi amee nga xam ne fi ni dëkk boo dem am na association donte am naa ci vision boo xam ne bokkul peut-être ak bi majorité bi am parce que man bu ma sañoon association bi day doon benn association bu dëgër am ay démembrement mais du dëkk bu nekk am association parce que peut-être faiblesse lay indi man ci sama gis-gisu bopp mun naa juum mais association yi tey war nañ mën a waxtaan nag ci biir association bu nekk xanaa am na 3-4 personnes yoo xam ne am nañ mentalité imprenditoriale pour xool ba xam loo xam ne war nañ ko mën a def Sénégal te bu ñu ko defee ci village yi tabax ci village yi dispensaire parce que li ngeen gis nii Croce Rosso bi ngeen gis Centro di Sotto bi ngeen gis ay immigré ko fi def ñun tey suñu village yi gox yi ñu dëkk waaw buñ ci xaar gouvernement mais nañu am beneen mentalité immigration mooy fexe zone bu ñu dëkk almeeno am benn poste pronto soccorso benn te pourtant mën nañ ko boo jëlee 5 villages yu bokk ci benn département 5 villages boo xam ne par exemple 20 immigrés ñi ngi fa waaye lu ñu bon xëy na peut-être 100 euros all'anno war nañ ko mën a génne muy 2000 euros ñu commencé ci benn même poste pronto soccorso bu nga wax ne infirmier ba fa nekk 70 000 nga koy fay wala 80 000 au moins ñu commencé ci loolu ragal naa ne ñun buñ xiyee ci loolu dinañ mën a
imposer suñ gouvernement ne ko lii kat ñun ñoo ko def donc lu ci des yow la war wala sax ñu taxawal ay bu dee ay société maanaam bu dee sax 4 tracteurs 20 villages bokk ko parce que mbay mi tamit nit ñi dañ ciy sonn suñu rakk yi ci nekk suñu bàyyi suñu nijaay yi boo leen fekkee ci àll bi yàlla ji taw ñu yor seen nekk ci kii dafa métti te pourtant avec la mécanisation de l'agriculture te loolu mën nañ ci dugal suñu loxo mën nañ def coopérative boo xam ne mën nañu am 4 tracteurs la coopérative bi di génnee ñu di ko dugalaat ci village pour mu am ndox ñu koy dugal pour mu am solaire ñu koy dugal pour mu am leneen parce que loolu bu ñu ko defee mooy développer suñu réew ba ëllëg suñu doom yi duñ doon ay immigré suñu doom yi jàng fii lay tëjee parce que li ma leen tee yàgg na mais suñu doom yi nekk fii di jàng boo xoolee ñu ci bëri à part quelques exceptions yoo xam ne ñi ngi am lauréat ñi ngi lauréat ñu ko sa moment ñi ci des ñëpp ci école de formation ne leen indirisaare ñu diventare encore wala alberghiere ñu diventare encore nuovi operai ñun liñ daj ci operai wala ñoo ñaan yàlla suñu doom yi doon operai francamente buñ nar a doon operai fii ne leen yóbbu Sénégal ñuy jàngi defi leneen man loolu laa gëm ci loolu laay dox maa ngi jéggalu ci li ma guddal mais daal loolu moo doon li nga xam ne bëggoon nañ ko teew. du yomb jël kàddu gannaaw bu kilifa yi analyser situation bi dugg ci sujet bi wax ci loo xamee ni wax dëgg yàlla xam-xam bu wér la ndax comme ni ma ko waxee woon sànq rek ci bi ñu jëlee kàddu di nuyoo dañu doon ay nit ñoo xamee ni fierté lañu ci sénégalais yi ndax liggéey bi ñuy liggéey pour la communauté waxuma sax communauté sénégalaise waaye képp kuy étranger ci réew mi ameel nga leen njukkal ci service yi ñuy joxe te ku dégg nii ñu waxe la ni ay expert lañ ci domaine bi ñu nekk ça veut dire que xam-xam bu wér lañ fi wax bu tegu aussi ci ay données yu leer nañ te données yooyu du yenn données yu dul bu réewu Italie bi ñuy dund donc kon déglu bi am na solo ñun jàngat nañ ci lu bare bari comme ni ko suma jëwriñ doon waxe rek ni nañ jël note am ci jàngat je crois que on a été à bonne école kon merci beaucoup ci waxtaan wi ak ci yaatal gi li ma ci indi rek ci affaire immigration comme ni ko thème bi indee tey naka la ñuy def ba freiner ko ak fan lañ ko jëme xam nga bu yàggul maanaam ci ay at yu néew la toll bi Sénégal commencé subir immigration président ba fa nekkoon ci jamono yooyu di président Abdou Diouf am na lu mu ci waxoon biñ ko tàncee ba tànc ko dafa waxoon ni on ne peut pas arrêter la mer avec ses bras maanaam géej kenn mënu koo téye waxin la mais loolu tey ku gis li xew ci géej gi xam ni waxam boobu amoon na lu mu junjoon moo di boo tëjee frontière terrestre yi tëj frontière maritime yi nit ñi danañ wut beneen bunt frontière aérienne je voulais dire tëj nga visa yi comme ni ñu ko waxee léegi tëj nga suuf si pour des raisons de frontière et cetera nit ñi dem ci géej gi di jàll par force ndax géej moom li ñuy wax kenn mënu ko limiter bien que def nañ li ñu war a def lépp ci limiter ay frontières rek yooyu yëpp ay ab liggéey la boo xamee ni xañ na ñoom lañ ci jublu woon amul finalité te lii xew wane na ko ça veut dire muy suñuy réew les plus pauvres d'Afrique waxuma la problème de sécurité bi ñu confronté ñun mais dem nañ ba indi ko ci biir Europe te li ko waral léegi wax nañ ko encore moo di politique boo xamee ni sëñ Moustapha indiwaat na ko mu daté depuis lu yàgg ci àdduna muy depuis la conférence de Berlin et cetera ñu séddale Afrique ku ci ne jël si sa pàcc boo xamee ni ressources ya fay ne yaa koy aakimoo ña fay gouverner yaa koy décider na muy doxee ci sa loxo lay tegu loolu bi ñu demee ba ay 60 ñu yaakaar ni am nañu indépendance
ñun suñu réew en Afrique benn amu ci indépendance loolu déjà nañ ko def suñu bopp amul benn réewu Afrique bu am indépendance moom kay da ngay dépendre ci anglais yi ñu am tuuti tolérance nga dépendre ci français yi ñu gën a corse ñëpp di la xoj ci put pour nga avancer nga fomenter révolution boo xamee ne bu sedd la ñu jëlee la ca réew mi président yi ñu destitué yépp ci zone France yi ku ne xam nañ fa jóge dañ doon ay intellectuel bëgg seen réew bëgg a révolutionner doxalinu réew ma xam secret yi ni muy demee ñu complot jële leen fa moo xam da ngay dem ci vote démocratiquement comme ni ñu koy tudde wala ñu defal la coup d'état fomenter ay coup d'état di n'importe quoi fexe ba jële la fa teg fa ka nga xamee ni tey buñ ko nee waaw mu ni waaw buñ ko nee déet mu ni déet donc c'est ce qui les arrange kon devant cette situation ñun responsabilité bi ñu ci am en tant que être humain parce que déjà fi dootul doon problème mu sénégalité ou gambien ou guinéen non 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 da nga koy indi ci humanité rek parce que ci loolu dafa am sang bu tedd lu mu ci daa wax muy Cheikh Mouhamadou Mourtada dafa daa wax ni suuf sëpp suufu si yàlla kon kooku déjà dégagé na ay frontières ci foo mën a amee sa liberté foo mën a doxee ci àdduna ak foo mën a jaamoo yàlla mooy la nga gëm nga di ci jaamu yàlla donc sàkkalatu ko dëkk bi réewu catholique la wala dëkk bi réewu laïque la wala dëkk musulman fu mu la mën a fekk ci àdduna rek engagement boobu da nga ko war a matal pour dire que ni ci boobu philosophie buñ ci ñëwee tey li am suñu réew maanaam nit ñi wax nañ responsabilité communauté européenne jusqu'à ce jour ba ci ñëw Merkel bi ñu mujjee wax léegi yooyu yëpp programme la boo xamee ni ñoom dañ koy dérouler pour anéantir l'Afrique moo di fan ndox daa jaar rek ñu bëgg faa jaarale tepp-tepp ba nag lan la ñu gis bi mu ñëwee Sénégal tout dernièrement dañuy jël exemple boobu parce que moo mujj après Sénégal dem na ci yeneen i dëkk lan moo ko intéressé li ñuy gis ab allemand biir Sénégal bariwul de bariwul ñuy wax visitu allemand ci biir Sénégal c'est à compter bu fekkee mémoire yi jàpp nañ ko mais dañoo dem ba toll ci benn point boo xamee ni ñoom it dañoo tënku ci li ñu war a absorber ci immigration ñu jël ko ba pare la ca des muy weccit maanaam ma ngi mel ni nga jël sa tame rek segg ba li des ci suuf nga ni j'en ai plus besoin je dois dégager ça naka laa koy dégager ba ma leen yawee ci avion yóbbu Sénégal day ñaaw mais je vais essayer par d'autres voies et moyens fexe ba am accord ñi nga xamee ne ñoo yore réew ma au moins après lu may def danaa ko mën a def ci légitimité avec leurs accords bien sûr parce que tous nos pays africains là li ñu waxul moo di ils ont déjà signé des accords ci rapatriement Sénégal yi je prends l'exemple du Sénégal toujours ci rapatriement Sénégal yi ils ont déjà signé les accords loolu moom kenn waxatu ko naka lañ koy defee nag léegi ci pratique bi moom la ñu des di définir mais yow mënoo doon un président africain nga taxaw ñu ñëw ne la y a 1000 et quelques Sénégalais chez moi irréguliers da ngay laaj kooko naka lañ def ba doon irrégulier et puis ci ban système lañ leen transiter lañ leen jaarale ba mu am ñu régulier am ñu irrégulier c'est ça le problème fondamental parce que parmi les irréguliers am na ci ñoo xamee ni ñun li ñuy subir fii ci loi Bossi-Fini moo ni liggéey 30 ans bañ a am retraite ñu xëy nangu sa carte de séjour sosal la génne la ci la allemand yi jaar ci la français yi jaar ci la keneen ak keneen di jaar pourquoi ñun suñu réew du ñu nekk sur la défensive c'est-à-dire balaa nga ni xëpp rek ñu ni kii dafa irrégulier nga laaj lan moo ko rendre irrégulier maanaam nga nekk à la défensive défendre au moins l'être humain bi nga xam ne yow yaa ko yilif te gënuloo ko dara lu dul ay position rek la tu es président de la République tu es ministre tu es député tu es autre chose mais seen sénégalité daanaka benn la donc sur la défensive la ñu war a jël les choses en main ça veut dire que foofu aussi comme li ñaan wax rek doo gis kenn ku ñëw Benghazi doo ñu gis kenn ku ñëw ci Lampedusa doo ñëw kañ la ñu gëj a gis un président sénégalais mu ñëw Italie rien que pour lijjanti émigré yi mu fi am buñ ko dee compter yàgg na ça fait plus de 20 ans parce que ay ministre rek lañ fi yabal yoo xam ne bu ñu ñëwee dajeeg seen ministre boccoone yi ne fi
ñu connecté la ñuy connecté, ils n'ont pas le temps de travailler sur l'immigration. Du ñu dajeeg les experts. Les experts, ce sont eux ñiy liggéey ci les données les plus fiables de l'immigration parce que c'est le métier. Mais boo ñëwee fii rencontrer un ambassadeur wala nga rencontrer un consul wala nga rencontrer am nango sekk moo xam ne day wax di dem rek alors ban donnée bu fiable nga mën a am pour boo delloo mën cee liggéey bu wér doo ko am da ngay nekk ci protocole rek parce que les ambassadeurs sont liés à des textes yoo xamee ni am na loolu du ñu ko wax yow mi ñëwit di gan boo ñëwee ci texte yooyu lan lay jaaral dan lay tegalub drapeau wax la ni fii ngay jaar ñu tóojal la ñu yóbbu la hôtel nga nelaw bala ngaa ñëw document ba ngay signé dañ koy bind ba pare doo ci xam dara da ngay ñëw rek xoos-xoos jàll mu dem ci xoos-xoos boobu sacrifier nga sa askan wépp ci erreur te xamoo foo ko teg donc ci loolu ñun le combat que nous devons mener fii lay commencer foofu damay génn ci immigration ñëw ci ñun suñu rôle bi nga xamee ni moo ñu interpeller ci situation bi ñu nekk nii junjoon naa ko sànq ñun ñëpp bien vu que suñu réew amuñu benn politique d'immigration amul en vue ci li ma xam bokk li ma jot a gis man amul benn programme bu fixe boo xamee ne suñuy état am nañ ko mu jëm ci immigration amul nga ñëwaat fii ci réew mii amul benn programme bu fixe bu dul programme légal muy programme propagande kese ci ay futilité léegi bi xeex ba ñu dénk leen réew mi tey lan mooy seen programme ay sos kese ay création comme ni ñu ko waxee ci bateau boobu Dischotto bi lan moo ci am aussitôt après Dischotto lan ngeen gis accusé wuñ fi 2 Sénégalais de viol un à Yezolo un autre à Pescara est-ce que c'est avéré que ni ñoom dañoo violé au moins les accusations avant nga koy defal doomu aadama dafa war a au moins bénéficier wu ci maanaam présomption d'innocence parce que nit ki doo ko accuser rek xëy ni moom la nga xëy génne ko ci télévision yi nekk biir Italie yépp wili pande ko wili pande kanamam wili pande jëfam te xamoo ndax au fond des choses moom la ñu tooñ wala moom moo tooñ au fait xale bu jigéen bi moo violé ku góor gi wala ku góor ki moo violé xale bu jigéen c'est des questions qu'on va se poser parce que ci réew mi ñu nekk réewu liberté la on a vu du tout du dëgg bu ko defee yow en tant que autorité bu loolu ne jay ci sa kanam waroon ni sénégalais yi defati nañ jombe déedéet man du ma nangu lool damay woo autorité bi ko signalé man la arrêtez on va suivre l'enquête ubbi leen enquête ñu suivre ko bés buñ ko condamné ci viol bu mu def ba les faits avérés bu la neexee génn ko ci journal mais tant que loolu amul bëggatumaa gis ñuy wili pande benn sénégalais ci journaux yi ak ci télévision yi sur des présomptions yoo xamee ni xalaat la rek wala ay tooñal la loolu interpellé nañ ci les autorités maanaam ñi ñu féete kaw dans ce pays muy le consul général muy l'ambassadeur ñoom ñoo ci war a taxaw loolu aussi benn comp la rek ci difficulté yooyu ñuy dund nga xam ni du ñu sentir suñu état à nos côtés pour nous assister et pour travailler pour notre sécurité ñaar yooyu moo fi am ñoom da di loo xamee ni constitution bu Sénégal moo ko maye ñu attesté nu seen warugar la ñu gérer suñu sécurité partout dans le monde wala fu sénégalais mën a ne seen warugar la bu ñu ko defee moom la ñu war a def bu ñu ko deful moom la ñu war a def mais du tëdd fu facile rek fi gën a yomb ñu ni sénégalais yi ñoo def la leen nga ni ñoom ne noonu la ñu mel dañoo soppeeku léegi loolu ñun aussi ñu bëgg leen cee dimbali naan génération bii ñëw ak génération bi ñoo fi indi lii ñoo fi indi laa bëgg leen ko accompagner c'est pas sérieux combat bi ñun nañu xam ni ça doit commencer à partir de nous ici wax naa ni suñuy autorité comprendre guñu dara et si je vous le dis ngeen xam ni fu xóot laa ko jële comprendre guñu il faut que ñu faire les comprendre buñ ci bëggee génn ci loolu li may tëje rek bala maa guddal parce que liñ fi war a wax yëpp xaju fi mais damay dellusi ci rôle bi nga xamee ne ñun am nañ ko muy en tant que député de la diaspora
parce que c'est très important nit ñi ñu di leen wax ñun fi suñuy pouvoir yem ñun mënuñoo saafara ay jàngoro mënuñoo saafara jàngoro député bu la wax ni mën naa saafara jàngoro day wax lu ko neex mais ñun arbre de transmission bi nga xamee ni tey moo ñu manqué woon mu di maanaam lantinoor bii téye bii jëlee bagage yi fii di ko yóbbu à des voies autorisées boobu rôle lañ mën a jouer au grand maximum. Ça veut dire tey bu njëkkoon dañ daa xaar ab mission ministérielle ñëw fi comme ni ñaan waxe des techniciens jóge fu ne ñëw mission ñu profité avec les associations wax leen li ñuy dund exposer suñuy douleur exposer suñuy métit ñu dem yàlla rek a xam la ñuy rapport ndax am na ci ñoo xam ne duñu mës a ñemee def rapport bu normal jox ko seen kilifa ndax dañuy ragal ñu dàq leen mais loolu ñun bu ñu nekkee au cœur du système c'est-à-dire au niveau de l'Assemblée nationale rôle boobu la ñu war a jouer pleinement. Ça veut dire que ñun li ñuy cueillir nii ci mbooloo mi dañ koy segg ba mu neex a wax ci kanamu kilifa nga jël ko ni ko problème bi dootul ay rapport dootul lii ak lii ak lii émigré yi nekk Italie yi nekk Espagne yi nekk Portugal feneen ak feneen lii la ñuy dund. La réalité est là. Maintenant vous avez la bonne information. Comme léegi vous avez la bonne information, vous savez les problèmes yi ñuy dund xam ngeen ko léegi. Essayez avec vos moyens de l'État de trouver des solutions ndax loolu mooy seen warugar solution bi nag tey buñ ko dee xaar ci maanaam Nango Seck ñëw dem Dakar ñëw rek indi solution du mës a faju. Il nous appartient à nous ñu bës leen ni leen nag orientation bi léegi fii la ne orientation politique bi dootul man PDS laa bokk APR laa bokk feneen laa bokk c'est de faire savoir à nos autorités que les problématiques de l'immigration yéen a ngi entre vos mains. Faites-nous savoir lan ngeen ci def ak lan ngeen ci deful indil leen ñu ay programme yoo xamee ni buñ ci tënkoo dinañ xam ndax yéen buñ leen fi tegee di ngeen mën a régler suñuy problème wala buñ leen fi tegul suñuy problème doo leen ci mën dara bu boobaa ñun ñu jël suñuy responsabilité xam kan la ñu war a àndal pour génn ci guuta gi nga xamee ni moom la ñuy dund. wax nañ ko fi léegi nous avons nos familles ici nos enfants ñu ngi jàng fii ban avenir la ñu am ëllëg pour retourner au Sénégal. Seen réinsertion dans notre société ci ban cadre la tegu ci ban orientation politique la tegu amul. mën naa la wax ni nos autorités les plus calculées muy au niveau du ministère du Sénégal de l'extérieur et des affaires étrangères xamuñu sax ñaata xale ñooy juddu Italie xamuñu ko rien de plus grave que ça xamuñu ñaata doomu Sénégal ñoo ne ci prison yi kon yow dinañ la wax ni mën nañ saafara sa problème. C'est des histoires donc ñun loo boobu ñu bëgg a teg comme loowu naxa yoo xamee ni ñu ngi Italie amuñu xam-xam ay moodu lañ rek loo boobu nañ démontrer génn ci. Je crois que am nañ ay bopp yu ko mëte ñu ngi nii toog ci taabal lañ fi wax léegi nit du ko dindi c'est des données, c'est une réalité kon donc ñun suñuy gouvernants lu tax mënuñoo tànk ci lii fi ne yóbbu pour saafara problème yi c'est des questions qu'on doit se poser et loolu mooy suñu rôle. ku toog fii naan Nango Seck di moom daaw ba ren mu ngi député lan la fi def doo gis lu mu fi def parce que du doon lu ñuy visible du doon lu ñuy foto di ko teg jël bi moom mu ngi nekk ndax ñu ngi fii ñëw di dund ak yéen saa su ne te au moins li ñu fiy jële ñu ngi koy yóbbu à qui de droit parce que assemblée bi ubbil nañu opportunité ministre bu mu ci mën a doon ba ci premier ministre dinañ toog ak yow autour d'une table wax la li ñu tax a jóg. mais buñ ko waxul sax ñun suñuy nawle ya ñuy seetaan ñu ànd ak ñoom ci biir ñoo ñuy jëkk a reetaan xanaa duñ fa dem di lijjanti problème mu Fongole mi wala Kolda te bàyyi fi Italie mu ni weng donc c'est ça notre boulot pour le moment fekk changé wu ñu données yooyu ñun jël yóbbu rek di leen ba wax nag pour ñu indi maanaam nag buñ ko dee séntu ci Nango Seck pour mu ba wax leen dañ naan opposant la du mës a dem wala ñu jaare ko d'une autre manière ñëw indi mais ba tey rek nañu indi. L'essentiel ñun nañ leen yóbbul li nga xamee ni moo tax ñu yabal ñu foofa ba mu dugg ci nopp kii de droit la muy yéen indi nag bu ko neexee sax mu jaarale ko ci géej gi wala ci mbeex bi moo xam fu mu koy jaarale na yegsi à destination bés bu yegsee ñun suñu fierté lay doon parce que nous saurions en ces moments que la ñu waroon def nañ ko résultat baa ngi nii di commencer meññ je crois que loolu mooy suñu liggéey
di yeesal nuyoo ak sant rek ci mbooloo mi yëpp on est vraiment satisfait wax naa ko sànq lii xeeñ biir Italie bu benn moodu yaakaar ni yaa ngi ak sa passeport ba yaakaar ni mucc nga ci bu kenn yaakaar ni yaa ngi ak sa carte de séjour ba yaakaar ni mucc nga ci ñii fi ne xamuñu yooyu de léegi passeport yeeg léegi permis de séjour yeeg carte yépp la ñuy lalli def li leen neex bu ñu taxawul opposé xeex waaye toog fi ñuy wote manifestation nga toog te kër di seetaan TFM te naan gars yi nii rek la ñuy def ku ko ci def yaa ngi perte loo sa askan. il faut sortir de vos maisons dem wuji ci association yi dem wuji ci manifestation yi fas yéene jàmmaarloo ak tubaab bi luñ fi am nag luñ fi am man de li ma fekkee luñ fi am combattant bi ne ci mbooloom di aaru na mais du ma weddi luñ fi am cib xeex lañ ko amee kenn mësuñoo fekk ci ay réunion may ñu dara kenn mësuñoo fekk ci manifestation yu neex yi jox ñu dara dañuy génn ci mbedd mi jàmmaarloog tubaab bi wili pande leen le monde international filmé ko génne ko Italie changé ay données ñu commencé avancer buñ ko defee moo ñu ciy génn buñ ko deful ñoo fa nelaw ñun ñëpp ak suñuy famille kon maa ngi jégalu bu baax ci guddaay bi di remercier ñëpp di maslaa ñëpp. ñu ngi nuyu mbooloo mi ñu ngi yëpp bokk ci association yi te bokk ci daayira yi bon comme dañ ma wax nag da nga ciy sànni ñaari kàddu c'est très normal affaire au Sénégal la ñoo ko bokk ku nekk di nga ci indi sa xalaat mais damay abonder ñoom ñaar fi ñu waxee mais je trouve que le train de l'immigration mi ngi bàyyi en rade l'immigration sénégalaise parce que après 30 ans d'immigration l'immigration sénégalaise ñu dem ba tey moo bugg a jël ndaare wala di rek am na loo xam ne ñun defuñu ko li tax mu jël ndaare mooy il y a 30 ans immigration lu fi baax ci dëkk bi muy xeet yépp Sénégal moo taxaw jëngu xeex ko ba loolu mun a nekk mais tey ñun ñoo jël ndaare je me rappelle les Albanais bi ñuy bàyyi seen dëkk bateau bi ñëw fii bi wàccee ci trottoir képp koo gis di nga yuuxu jooy parce que nit ñi dañoo bari woon ba ëpp na dayoo les Roumains la même chose les Marocains la même chose les Tunisiens la même chose aujourd'hui les Sénégalais sont les derniers pour l'immigration li ko waral Albanie il y a 4 ans 10 ans ku wax ne dañuy jaay drogue wala dañuy def lu bon da nga naan Albanais la il y a 10 ans c'était la même chose pour les Marocains il y a quelques années c'était les Roumains mais ñoom seen gouvernement ñoo leen oo li ñuy jot ak li ñuy am dañ ko pàccu ne lii mënul nekk ils ont pris les devants pour teg seen immigration ci yoon boo demee Albanie mi ngi dox jéego yoo xam ne kenn mënu ko dox boo demee Maroc ñun ñii naan Maroc Maroc raw nañu mat téeméeri junni yoon du suñ moroom kon ñun ñoo war a xoolaat suñu bopp aujourd'hui si on dit que les Sénégalais dañuy tëddee jabaru jàmbur si on dit que les Sénégalais dañuy jaay drogue il y a même pas un an 5-6 Sénégalais sont morts kenn waxu ci seulement France moo jël l'initiative daf une manifestation tout près de chez nous Milan on a tué 2 Sénégalais kenn waxul pourquoi dañoo xam li tax waxuñu wala ñun ñoo xamul li tax ñu wax il faut prendre vos responsabilités il faut prendre vos responsabilités après 30 ans ñun bu ñu bëggee toog ku fi doon nekk di dox loolu du la neex du la saf ñun li ñu amoon mooy le syndicat moo newoon suñu champ de bataille baptême li ñuy wax le baptême de feu bi ñu doon def mooy le tey moo waral nos vaillants garçons là ñu nekk fii comme des syndicalistes mais bu ñu defoon ndànk dans 10 ans dañ ko pàcc ñeneen dañ fa nekk moom lañ am kon nañ ko jàpp. l'immigration dafa am 3 volets yoo xam ne dañ ci war a xool bu njëkk bi mooy la responsabilité bu ñu incombé bi ci des mooy la responsabilité bi ko incombé l'état italien bi ci des mooy responsabilité xam mooy incombé l'état sénégalais. ñun en tant que actuellement nous sommes des Italiens bi ñu fi nekkee Italiens ñoo ñu doon xeexal di ñu jàppale ba mu ñu am lu ñu mën a nekk tey war nañu jàmbarloo ak tubaab yi wax ne ñun ay Italiens lañ doom yi ñëw ci gër ñu jël ñoo responsabilité wax leen ne lii la constitution bi wax lii la war a nekk ñu jàmbaloo taxawloo jàppale leen ci loolu mais ku nekk foogee ba nga toog ñu Italiens dañ def li ñuy def te toog doog nous sommes des Italiens il faut l'avouer il faut l'affirmer. beneen bi mooy la responsabilité avec le gouvernement sénégalais si vous allez au Maroc le gouvernement dafa ubbi les buntu ouvrir les portes lu ngeen am indi leen Maroc da ngay am fi sa benn oto nga taal ko yóbbu ko mais c'est le bénéficiaire
le bien-être social mooy dem boo yóbboo oto bi loo ko mën a def da nga ko fa bàyyi askan ba ñoo koy jariñoo mais Sénégal mënuñu yóbbu oto mënuñu yóbbu leneen mënoo yóbbu leneen mu ne mais nan la ñooñu mën a évoluer liñ mën yónnee ma xaalis te ñun ñëpp sonn nañ man li ma mënatuma ko la même chose que vous kon li ñu war a def nag mooy ñu jàppale ñu lan la ñuy jàppalee ñii ñoo fi toog en tant que syndicaliste dañuy xool ci ñun parce que li nga xam ne Salvini ak Di Maio mi ngi koy wax war nañoo jóg pour maanaam jàmbarte ak moom dane bëggatul immigré ñun def nañ fi 30 ans nañ jóg taxaw ne ko joxuñu suñu xaalis ñu delloo si permis de soggiorno et l'unique solution bëggatoo ñu joxuñu suñu xaalis ñu delloo suñu permis de soggiorno la carte d'identité italienne jëlee sa yëf boo ko defee ay nit dinañ ko ne ko mënul nekk beneen bi aussi bu ñu amee nationalité bu ñu ko sàgganee dañoo tëj seen bunt tëj seen i géej tëj suñu nationalité mooy permettre ñu ubbi bunt wala fenêtre ku am doom ku am jabar ku am na nga fexe ba mu ñëw yow nga seet na nga ñibbee nga nekk mu nekk changement de situation au changement de génération loolu mooy xam-xam bi beneen bi nga xam ne moo nekk l'état sénégalais dafa war a jànkaltool ak Italie dan lañu war a def Sénégalais yi nañ fi nekk moom moo war a sàcc man en tant que Momar Mbow tey ak ànd ak sama doole ku ma yóbboon Sénégal ma am suma pension soxlawuma ko mais xale ya fa nekk laay créer liggéey ñu mun fa nekk dans 10 ans ñu mun a dem l'état italien bi ñu jox exemple à un moment donné vers les années 70 il y avait le gouvernement de Craxi il était dans son boom économique moom dafa ne ubbi leen bunt yi loolu rek moo mun a sauver l'immigration pays ak pays mais bu ñu tëjee fii kii tëjee fii loolu du mun a dem il faut que le gouvernement sénégalais am loolu waxtaan ak ñun ci côté boobu ñu seet nan la ñuy def loolu nag li may ñaan mooy les honorables les 3 députés de la diaspora yi nga xam ne nekk ñu sud de l'Italie dañ ñëw ñu toog ci waxtaan loolu ñu def un document jébbal ko askan jébbal ko gouvernement bi mu dox ci loolu élection yaa ngi ñëw ku nekk ni nga indi ndënd ñun lu ñuy xëccoo élection te suñuy affaire matul lu ñuy xëccoo élection te suñu éleg matul mu ñu xëy ñun ñëpp ñu nekk des politiciens mënul nekk te sa kër baaxul sa liggéeyuloo amaloo tous mënul nekk fii la ñu war a am assise ba pare ñun bu ñu amee assise nit ñi ñoo ñuy soxla loolu tant que nag matul suñu bopp immigré li ngeen di wooye muudu yéen a koy door il faut ngeen xam seen bopp wóolu seen bopp moom seen bopp li fii lañu liñ bëgg ñun ñoo yor Sénégal buñ ko xamul du mun a nekk ñun ñoo war a xam ne kat sonn nañ 30 ans après 30 ans munoo am dara Sénégal amoo kër amoo dara amoo njaboot amoo tus war a ñibbi Sénégal ci loolu njaboot gi di fi wàcc di jàng xamuloo subam fan la nekk kon lu affaire bi mi ngi bëggoon nekk affaire boo xam ne man mënuma koo tudd mais doy na waar yéen li may wax lu nekk la yaa ngi fi amoo possibilité boo demee Sénégal un mois nga bi depuis 30 ans boo demee ñu ne Sénégal ñibbil sa doom mi ngi fi jàng óoluwoo ndax suba dina am leneen mais loolu lan la kon ni ñuy teet ñu ne tekk ñu xool lan la ñuy def bind ko jox ko honorable ñu dem soo ko jar na ñu def ñaari ndaje ak les honorables ci dëkk bi maanaam dañu am maturité politique nag wax suñu soxla beneen bi ñu jàmbaarloo ak Salvini li ñu wax nii ñu tëgg ko seet nañ ko def da nga bëgg ñu ñibbi du problème sa kayit ñu jox suñu yëf mu nekk slogan boo xam ne dina saf sàpp te dina am suite doo ko def te li ñu bëgg dina am. pour finir dañ nekk ci dynamique boo xam ne nag dañu bëgg association yi booloo ñun en tant que association Bokk Jëf am na jataay boo xam ne suñu bokk moo ko bëgg a organiser le 22 à Brescia ak le 29 ñun en tant que Bokk Jëf li ñu intéressé mooy askan bi nekk benn loolu lépp jël nañ ko jébbal ko CASEP ci kattanam mu ànd ak ñun ñu dem dox loolu ba loolu mun a nekk parce que l'unité mooy force bi mooy ñu mun a def loolu li ñu fay woote man saxaluma mais askan bi yépp lañ bëgg mu ñëw déglu fa li ñuy wax nii maanaam canal la boo xam ne peut-être buñ ci jaaree li ñuy bëgg ndànk dinañ ci mën a nekk nañ nekk benn ànd liggéey mais si li nekk te lekk daal mooy immigration métti na beneen bi may terminer mooy immigration actuellement c'est seulement l'Afrique mais buñ continuer bàyyi Salvini muy wax dinañ dem box booy dem nga taxaw ñu di la dóor ngay taxaw nga jëm ba nañ la dóor nga kàppaawoo dafa la jëm nañ ci jàmbaarloo ak moom defante ak moom je vous remercie. ca kàddu ya jip jóge ca ñoom kii di Souleymane Diagne ak Alassane Diop ngànk nag association sénégalais yi nekk ci diwaan gi di Marzano ci Brescia
rafetlu nañu bés gi waaye it gërëm nañu ñëpp ña ci jàpp rek ba mbir yi jaar ci yoon. loolu weesoon nañ suñu waxee rek ci li ngeen xamante ne mooy immigration duñ ci génn tu yéen ay immigré ngeen ñun ñëpp ay immigré dañ yàgg nañ fi ngeen am association di bay seen waar ci ma bëggoon xam nag nan ngeen organiser woo fii. waaw bon nu ñu organiser woo fii si Mazzano parce que association bi ren ji la am 4 ans daanaka yàggul noonu quoi yàggul noonu quoi li ñu organiser woo mooy ñun ñëpp dañuy boole suñu doole ndaxte doole mooy xam nga mbooloo mooy doole boo gisee ñu la mbooloo mooy doole lu ñuy defandoo si lay gën a yomb parce que bu njëkk ba dañ daan def bon daje joxate ay 5 euros 10 euros ñu gis na lii daal mënta continuer quoi nañu jéem a booloo créer association nga xamante ne au moins ñun li ñuy defandoo lépp dina yomb si ñun parce que dañ daan bu njëkk dañ daan am benn cas dañ daan dugg ci kër di laajte te vraiment loolu tamit bon dafa metti quoi xam nga xamoo ni ki mu toogee bu bëgg di ko laaj tout le temps day ñëw ne vraiment ñi moom dañuy déranger quoi bon ñu ne bon on a préféré dugg ci kër yi parce que dañ daan def sacrifice mag sa waaye chaque samedi dimanche ñu dugg ci kër yi nekk fii yëpp benn par benn di leen si initier parce que tamit nit ki doo ko ne da nga ñëw tepp par la force mais dañoo initier rek dugg ci kër nekk fa 10 personnes gars yi di ñëw ñu dem ba kër ga xayituñu fa ñu wut salle commune bi jox ñu salle ñu nekk fa tamit salle ba ndaw ñu wut beneen salle bu gën a mag di ko def ba li nga xamante ne tey jii nii moo jur lii quoi xam nga te vraiment ñu koy rafetlu parce que mbir mi tamit ñëpp jàpp nañ ci bien vrai que ne sénégalais yi nekk fii yëpp ñëwuñu mais on peut dire que les 80% yi dëkk aux alentours de Mazzano commune u Bedizzole commune Nuovo Lento commune Nuovo Lera Paytone ba Preval ba Gavardo sax ba Brescia sax ak Resato yëpp ñu ngi ci biir te loolu yëpp dafa laajoon nag liggéey bi nag moom ba léegi duñ ne fii la yem wante ba léegi nii aussi tamit ñu ngi siy ñaax parce que duñ tàyyi parce que suñu sénégalais dañoo xaw a rëy parce que nit ki boo ko wooyee léegi nii mu yaakaar ne yow da nga ko bëgg a ndax lekk xaalisam te amaana li ñuy def nii yëpp pour ñoom la ndaxte ku toogoon sa wet rek yaa ngi liggéey te doo sonal kenn mais booloo rek en tant que sénégalais booloo mën a faj suñuy soxla booloo mën a xool soxla yi ñuy am faj ko booloo mën a xool ñi nga xamante ne ñoo nekk si biir en tant que membre am ay difficultés parce que te bu ñu jàpp ne nit a nga fi nekk en tant que membre dem doon liggéey yàlla def liggéeyatul yore fi njaboot kan moo koy yore ñun ñii ñooy dajale suñuy dërëm ak li nekk si kees gi ñu dem di ko yët te loolu yëpp tamit bu ñu boolewul woon duñ ko mën moo tax booloo rek moo ñu war parce que boo boolewul léegi nii da nga am ay jafe-jafe man léegi nii su ma toogoon sama wet rek mën na fa am jafe-jafe léegi nii te kenn mu si ñëw fekk dama laaj ci lan laay kii dala laaj ci lan la ba jafe-jafe la am mais lu ñu boole nii nag moo tax ñu mën lool def lii ba lii yegg si fii tey jii nii ñu ngi koy ñaan nag pareeguñ ci nag liggéey boo xamante ne day doo tàmbali mais nag au fur et à mesure muy dem incha allah dañuy ñaan yàlla jàppale ñu si loolu daal la moom lu ma ci sànni bu ci amee Assane. comme ni ko président waxee rek comme ci fii Mazzano association bi nu ñu organiser woo comme noonu mu ko waxee rek ci début yi vraiment c'était pas facile parce que comme li ñuy wax tout début est difficile mais nag vraiment gëm-gëmu ñi nga xam ne ñoo dëkk Mazzano vraiment tax na tey jii lu ñu def ñu mën koo def. Parce que comme noonu ko président waxee ci ne kër lañ ko commencé yàlla dem ba xajatuñ fa ñu am salle xajatuñ ci salle boobu ba léegi vraiment am nañ salle bu adéquate bu ñuy defee les réunions yi c'est mensuel yàlla def na aussi am na benn participation benn quota participatif bu ñuy def pour chaque membre war ko participer ci association bi parce que tamit problème yi am na. te loolu lu ci bari aussi xaalis moo koy lijjanti de ce fait am na benn cotisation mensuelle bu ñuy def chaque membre war ko def vraiment ci côté social aussi ñu def ci liggéey bu am solo ndax xëy na le côté culturel bi ñi ngi tey mooy nekk première sortie bi mais socialement vraiment def nañ fay action yoo xamante ni yu am solo la ci dimbali ñi nga xam ni seen situation vraiment économique demeetul noonu ñu dem di leen fekk ci di leen dimbali ñi nga xam ni tey jii dañuy dem
ba seen waajur kenn ku nekk Sénégal wàññeeku association bi dina jug vraiment am nu mu la jàppalee nga mën a dem fekkee sa bisu waajur boobu. comme ni mu ko waxee aussi parce que tamit dañuy wax toujours nit ki fi ngay dund foofu la yàlla di moomee loolu tamit association vraiment jël na ci ay mesures yoo xamante ni yàlla tere yàlla na yeex tey jii képp ku bokk ci association bi loolu daloon sa kaw dinañ mën a ñëw jël sa koor ba jébbal la ci say mbokk te li nga xam ne moo fi amoon au temps di wër di laaj ay xaalis fii duñu ko def kon loolu mbiru organisation la boo xamante ni vraiment association bi mi ngi koy def. beaucoup kooku doon monsieur Diop ak monsieur Diagne te ñoom laa doon recevoir fii ci sama plateau ganu bés bi ñu nekk fii ci Mazzano fii ci Brescia tey taxawaloon fi nag lu am solo doon waxtaan ci li jëm ci immigration maa ngi leen di remercier bu baax a baax di remercier ki nga xamante ne aussi moo nekkoon ci technique bi muy monsieur Augustin Faye merci à la prochaine au revoir.